téléspectateurs yi la TFM di leen proposer encore une fois l'œil du tigre bët bi ne jàkk lu xarañ bët bi ne jàkk lu bari ci wàllu sport mu jëm ci làmb mbokk yi ñu ngi sant yàlla bu baax ñu julli ci yonent bi ñëwaat ak yéen nag ci émission bi nga xamante ne nii ñu ngi jëm ci wàllu làmb di nuyu ñëpp di sant ñëpp mënoon nañ koo tàmbaleeg wax boo xam ne woykat a ko woyoon ni àdduna amuloo kóllëre tekki woo dara safa tooma sib naa la loolu woykat bu mag moo ko woy di Thione Seck li waraloon woy wi ñàkk ay kóllëreem tey ji xam ngeen ni kóllëre Thione kóllëre Youssou Ndour kóllëre Sénégal kóllëre liggéeykat ku am jom moo génn àdduna mu di Ahmed Amar di liggéeykat am jom am fulla di doomu Sénégal bu nu naw li ko waral mooy fullaam ak fonk gi mu fonk réew mi ndax fonk réew weesuwul ubbi bërëbu liggéeyukaay bu ñëpp mën a jëriñoo mu génn àdduna démb mu doon tiis wu dal ci réew mi kon ñu ngi koy jaale ay mbokkam di séentu néew bi ëllëg ci àllarba gi alxames ñu fas ko yéene jébbal borom bi mu di lu metti waaye ñun ak moom ñoo dëkk ba nu ganesee àdduna ba léegi bi fi nit ñëwee ba léegi rek moo dee ñoo dëkk àdduna nag moo demee nii du tee àdduna di wéy di dox ku ñëw def sa mission dem keneen ñëw def mission àdduna noonu la demee kon ñu ngi jaale ñëpp di jaale la TFM yëpp nag di jaale Thione bu baax ndax xamoon nañu digganteem ak Thione Seck ni nu meloon ñoom ñaar xam nañu it ni mu mel ak Youssou Ndour ba seen ñaari doom di sëy loolu yàlla moom moo ko dogal kon mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp dañuy dellu si waat ci l'œil du tigre nag ñu waat ci làmb ba semaine bële passé Ousmane Tanor Dieng la woon ñu ñaanal ko yàlla xare ko àjjana semaine bii ki nga xam ne moo di Ahmed Amar suba am na ñeneen ginnaaw suba am na ñeneen am na it ñuy gane si àddina di ñëw ñu war a feetu ñii di tëgg ñii di fecc ñii di jooy noonu la yàlla mooñe àddunaam bii nga xam ne moom moo ko moomal boppam bu jooyloo ñii bégloo ñee noonu la àdduna demee kon ñu sant yàlla bu baax mbokk yi ñëwaat ci l'œil du tigre ni ñu koy faral di defee rek saa su ne ñu ñëw toog ak Alaaji Papa Dieng toog ak Moustapha invité waat nañu nag écurie boo xamante ne nii et moom it ki sos écurie bi nekkoon champion d'Afrique nekkoon champion du Sénégal bëre fi bi mu génnee àdduna ak tey est-ce que am na ñeent fukki guddi wóoragunu mu di Mor Fadam ñu dugg ci écurie ba ñu xamoon fa Saa Kajoor mu mag daan ànd ak moom ba tey jii yaramam mayu ko mu mën a ñëw waaye yebal na ñi nga xamante ni bi mu taxawalee écurie bi ñooña la àndal Ngéylu ma ngi fi Pape Mbaye ngi fi président baa ngi fi xale yaa ngi fi Pape Mbaye numéro 2 waaye aussi leaderu écurie bi mi ngi fi mu di Guy gi moom la ñu fas yéene waxtaanal ak waa équipe bi nañ ko faral di defee saa su ne xam ngeen ni dinañ gis tuusu Guy gi xam ngeen tuusu Guy gi dafa neex cummikaay dinañ ñëw ci jëll bi waaye nag il faut ñuy ñëw ci actualité ndaxte démb amoon na làmb Iba Mar Diop barki démb gisoon nañ jëll ba fa am diggante Pape Thiam ak Boy Yoff doomu Yoff caatu Yoff mu doon combat boo xamante ni it il faut ñu xoolaat ko jàngaat ko dinañ ñëw ci écurie du moment mooy écurie Mor Fadam ñëwaat ci jëll bi Guy gi ak ban combat lañ koy wonele ñëw ci publicité waaye information du jour mooy Lac de Guiers numéro 2 moo am ndam ci kaw Boy Niang ginnaaw bu CNG saytoo kuréel gin dénk wàllu àtte ci biir CNG bi nu saytoo moom it le 27 la bëgg a tëgg stade Iba Mar Diop mais loolu dina doy waar Massata Ndiaye la tuddee drapeau bi Boy Mankaañ ak arobase moom la Massata Ale Ndiaye deuxième drapeau bi mu tudde ko Ngéwal gi famille troisième drapeau bi Edouard Sène inspecteur principal des impôts et domaines responsable politique ca fan ndondol fa la nekk kon ñoom tamit ñu leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi suivre l'œil du tigre rawatina Habib Niang ñu koy ziar bu baax ci taxawaay bi nga xamante ni moom la am ci ñi mu dëkkal ak def lu baax mbokk yi dañuy dem ci cummikaay dellu siwaat ñu xool cummikaay
lan moo ca ne rawatina bu Guy gi ñu dellu si waat ci émission bi. antenne mbokk yi Guy gi ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu Gueye Loum di nuyu écrit bi balaa ñoo ñëw ci leneen lu nu war a waxtaane rawatina Lac de Guiers ak Boy Niang Guy gi nuyu nañ la. waaw salaamaaleykum auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ban sant yàlla julli ci sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu sama sëriñ si Azeka borom ndigal di ñaan Sénégal yàlla fi jàmm yàgg te wër di nuyu àdduna bi yëpp nuyu sama papa ak sama yaay wala Sarr nuyu sama kilifa yi ma fekk ak ñi ma àndal di jiital ci nuyoo bi Gueye Loum suñu président parti su ma limee damay juum jox ko Pape Mbaye di nuyu sama alaaji Papa Dieng sama papa père Bagaye père Moustapha Gueye nuyu waa TFM bi yëpp di ñaanal suma papa moo faram fu mu tëdd yàlla yóbbu ko àjjana parce que tey rêve la woon tey lii nii mu fekk ko mais defe naan tey doomam mi ngi fi muy jaw caatu fadam loolu rek signe la di ñaanal yàlla rek yàlla champion gi mu ko defoon yàlla sotti ko ci njaboot gi sotti ko ci doom ji yàlla mënu ko yàlla na ko yàlla def di ñaan lépp loo xam ne moo faram bàyyi na fi rek yàlla teg ci loxo comme ni ma koy wax chaque jour rek njaboot gi dañ ci war a jàpp bu baax parce que defal na lu ne Sénégal quoi. waaw ngay boo ma mënee tënkal xam naa ni Mor jot naa waxtaan ak bi muy créé écurie bi normalement lu mu ko créé ci nga tënkal ma ko rek ginnaaw bu ma la nuyoo. waaw maa ngi yëkkatil micro bi bu baax. waaw maa ngi sant yàlla di julli si yonent bi di nuyu àdduna bépp di nuyu Bekaay Moustapha Gueye Alaaji Papa Dieng Alaaji Papa Dieng di nuyu ñi ñu àndal ñëpp bon lii yëpp Mor Fadam la quoi lii yëpp moom la mais boo xoolee tracé bi dafa xaw a yàgg parce que ñoo nekkandoo woon Mermoz après ñu créé écurie Njàmbur bi ñu jógee écurie Njàmbur ñu génne si benn école de lutte ci la ñii ñëpp foofu lañ génne bi muy formé écurie Njàmbur man la njëkk a waxtaanal ci mbër man booba nekkuma foofu maa ngi écurie plateau booba plateau waaw plateau mooy ñoom tubaabu jor non plateau moo nekkoon ñoom Kayre 1 ñoom Kayre 1 waaw voilà tubaabu jor Médina la après Fass exactement après Fass après Médina merci waaw après mu woo ma ni ma xale nga te gis naa ni yaa ngi ci yoon te xale du nekk moom kese léegi damay former écurie dama bëgg nga def tout ñëw ñu ànd après mu woo ma ñu waxtaan def benn réunion ñu juboo ci ay kàddu ànd comme ça ba nii ngeen ànd war na ma te booba léegi tàggoowu leen tàgguwuñ ci dara këram sama ñaari turandoo doom ñu nga fa këram
këram. waaw. sa ñaari. jabar Saa Kajoor. waaw tudde naa ko doom. aawam tudde naa ko doom. aawu Mor. waaw tudde nga leen doom kóllëre la. kóllëre. Mor dafa seddoon. par rapport boo gisee ay mbërëm surtout guy gi. ni guy gi mel te Mor melul noonu. guy gi daawul jaaxal Mor. non xam nga Mor moom lu ko jaaxal ak lu ko jaaxalu sax presque mënoo koo xam. doo ko xam c'est vrai. loo ko jaaxal ak jaaxal lu ko jaaxalu doo ko mën a xam moom lépp da ko maîtriser ba téye ko. téye ko waaw waaw. mais. force tranquille la woon. waaw merci force tranquille la woon. mais amoon na jikko boo xamante ni yombul parce que man bi mu formé école de lutte bi waxtaan ak ñëpp jël lépp yëpp teg seen loxo du la laaj sax ngeen toll. du la laaj sax la affaire yi nu mu demee nga koy rendre compte nii déedéet yow des fois yaa ngi ñëw jëkk baa nga ñëw ni ko lii ak lii ak lii mais du la laaj dara mais nag aussi xam na ñi mu dénk. xam na ñi mu dénk mooy ñan parce que ñoo nekk depuis xale ba léegi ñoo nekk. kon xam na ñi mu dénk mooy ñan. ñoo ñan mais guy gi dama gis ni nga différent ak Mor yow booy bëri nga xam ne ak ni ngay mel ak Mor ni mu calmé daawul ñëw naan la defal nànk ak yaa ngi bëgg a ëpp la. non moom man dama xamoon sama champion moom ci moom laa ko xamee parce que moom école bi dañu daan nekk ay 300 personnes boobu ngay lum boobu miinante gu ñu baax mais boo amoon ay champion yu fi nekkoon ñoom Lay Wade ñoom Fifty Cent nii ñoom Saa Kajoor ñoom ñëpp man maa gën a nekk ci suuf mais man la ci seppi ma taxaw ci digg bi mu may deflu ay liggéey wala muy dóor ay gauche droite sama biir bi man yaa quelque chose kii li tax nit ñi bari mu may xëcc kii am na lu gis ci man ak Sarsara mii tey bu ma daan dem di yóbbu dem mbapat tey nit ñi naan ma kii du mbër dama daan togg sax nit ñi duñ ko lekk may jooy. sarax yi ay pour dem war a bëri mbapat kenn du lekk kenn duñ dem parce que gëmuñu la. du ma mbër boobu sama turandoo bee xaar mbay lay àndal laakaayu boloo ñu dem bu ma demee jël drapeau ñëw ñu ni non dafa am fu muy defaroo drapeau ma ñëw ci moon fana ma ne ko guy gi bu ñu daj waay. non si ma ñëw ma ne ko man damay bëre man lan la su ma toggee añ pour nit ñëw ñu war a waaj duñ dem lu tax mais course gi lay duma sax li jënd ba ci laa génn ne leen kii moom ku jot ak moom yaa ko tooñ dina la lakk wàlliwu la booy wax moom du la faale loolu man maa fu njëkk a wax waaw ñu dem ci biir suñuy Mame Gor Diouf ambulance di bëre su ma taxawee ci pour ñu war a ñaa jox tiset boobu dama bëggoon tiset nag bu ma ko solee naaju tàng yi noonu laa ko jëlee yóbbu carawa baagade wala blouson mais dañ may teggi duñ la jox. duñ may teggi tey suma dañ may teggi kii du mbër waay bu leen. déggoo ne ma dañu ñëw ba yor teggi ma jooy ci oto ba sonn dem ñibbi su ma ñëwee ci école bi ay détails quoi mais man comme que man gëm naa sama bopp te gëm naa li koy joxe mooy doole ak gëm-gëm ak ñaari waajur te benn bis doon naa bëri cana ba bërantu ñu tere ma fa benn bëri sama papa ne ma bàyyil ma fi bëree ci dëkk bi nga dem utul ma ay millions te ma xam li yàlla wax ci waajur man gëmu naa dinaa ko nekk léegi ñëw ba ci biir ma ñëw ci école bi nag commencé def ay détails yu ndaw commencé bëri mbapat yu ndaw ndawaan di ko tënk quoi sam ñu mën géewaay ma leen daan dugg école bi Balla Gaye école it Balla Gaye jaar nga fa 17 personnes mbapat mbapat waaw mbapat muuma dama ko daan àjjuma daan ko dimanche te muuma moo tëwoon ci géewaay boobu jamono boobu dafa nii la ak Modou Lo mooy temps bi ngay semp bi may jamono bi may simple jamono moo la téye noonu tal ma simple la mais ak détail quoi léegi ma xam ne nag léegi Mor Fadam xam na ni kii champion lay nekk léegi nag ci laay doog a toog di waxtaan ak moom mu may jël dama teg lu met ak ñi nekk ci école bi ñoom ngay lu ñi ci mën a jàpp man boobu ci la am confiance. dinaa ñëwaat parce que danañ ñëw ci écurie du moment ak écurie Mor Fadam Alaaji Papa Dieng man damay lay génne ci écurie bi verdict bi CNG joxe Lac de Guiers daan na Boy Niang ban commentaire nga ciy def. commentaire bi may ci def rek mooy ànd ci ndax comme li nga wax sànq ñun mën nañu def reportage mais duñu àtte du sax suñu cër ñun dañuy nettali rek la ñu gis mais comme mbir bi dafa am coow Lac de Guiers nit daan naa Boy Niang nit daan naa ñoom ñëpp ñu def recours xam naa si le CNG nag seet visionner peut-être image yi joxe verdict te verdict saa yu ñu ko joxee ñëpp mënuñu ci ànd pour les fortes raisons verdict boo xam ne dañ ko joxe après recours mais ñi seetaan làmb ji ak ñi dem ci làmb ji gis nañ ni bëri bi bëri bu jaxasoo la bëri la boo xam ne même bu ci verdict amee ñi nga xam ne ñoo ko doon atte xëy na déggoowuñ ci moo tax sax mu demee noonu ñu préféré yóbbu ko CNG li gën a sage mooy ñoom ñi nga xam ni ñoo joxe verdict bi ñoom normalement
bu fekkee raison am na ñoom ñoo ko war a expliquer. mais comme que peut-être loolu wax nañ ko manager yi nga xam ni ñoo yore ñaari mbër yi. ku ci nekk mu am lu ñu la wax avant muy génn ci presse bi. xëy na am na ay raison yoo xam ni wax nañ ko manager. antenne mbokk yi guy gi ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu Gueye Loum di nuyu écrit bi balaa ñoo ñëw ci leneen lu nu war a waxtaane rawatina Lac de Guiers ak Boy Niang guy gi nuyu nañ la. waaw salaamaaleykum auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ban sant yàlla julli ci sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu sama sëriñ si Aseke borom ndigal di ñaan Sénégal yàlla fi jàmm yàgg te wër di nuyu àdduna bi yëpp nuyu sama papa ak sama yaay wala Sarr nuyu suma kilifa yi ma fekk ak ñi ma àndal di jiital ci nuyoo bi Gueye Loum suñu président Pathé su ma limee damay juum jox ko Pape Mbaye di nuyu sama alaaji Papa Dieng sama papa père Bagaye père Moussa Gueye nuyu waa TFM bi yëpp di ñaanal suma papa moo faram fu mu tëdd yàlla yóbbu ko àjjana parce que tey rêve la woon tey lii nii mu fekk ko mais defe naa ne tey doomam mi ngi fi muy jaw caatu fadam loolu rek signe la di ñaanal yàlla rek yàlla champion gi mu ko defoon yàlla sotti ko ci njaboot gi sotti ko ci doom ji yàlla mënu ko yàlla na ko yàlla def di ñaan lépp loo xam ne moo faram bàyyi na fi rek yàlla teg ci loxo comme ni ma koy wax chaque jour rek njaboot gi dañ ci war a jàpp bu baax parce que defal na lu ne Sénégal quoi. waaw ngay boo ma mënee tënkal xam naa ni Mor jot naa waxtaan ak bi muy créé écurie bi normalement lu mu ko créé ci nga tënkal ma ko rek ginnaaw bu ma la nuyoo. waaw maa ngi yëkkatil micro bi bu baax. waaw maa ngi sant yàlla di julli si yonent bi di nuyu àdduna bépp di nuyu Bekaay Moustapha Gueye Alaaji Papa Dieng Alaaji Papa Dieng di nuyu ñi ñu àndal ñëpp bon lii yëpp Mor Fadam la quoi lii yëpp moom la mais boo xoolee tracé bi dafa xaw a yàgg parce que ñoo nekkandoo woon Mermoz après ñu créé écurie Njàmbur bi ñu jógee écurie Njàmbur ñu génne si benn école de lutte ci la ñii ñëpp foofu lañ génne bi muy formé écurie Njàmbur man la njëkk a waxtaanal ci mbër plateau waaw plateau mooy ñoom tubaabu joor non plateau moo nekkoon ñoom Kayre 1 ñoom Kayre 1 waaw voilà tubaabu joor Médina la après Fass exactement waaw après Fass après Médina merci waaw après mu woo ma ni ma xale nga te gis naa ni yaa ngi ci yoon te xale du nekk moom kese léegi damay former écurie dama bëgg nga def tout ñëw ñu ànd après mu woo ma ñu waxtaan def benn réunion ñu juboo ci ay kàddu ànd comme ça ba nii ngeen ànd war na ma te booba léegi tàggoowu leen tàgguwuñ ci dara këram sama ñaari turandoo doom ñu nga fa këram këram waaw sa ñaari jabar saaka joor waaw tudde naa ko doom aawam tudde naa ko doom aaw Mor waaw tudde nga leen doom kóllëre la kóllëre Mor dafa seddoon par rapport boo gisee ay mbërëm surtout guy gi ni guy gi mel te Mor melul noonu guy gi daawul jaaxal Mor non xam nga Mor moom lu ko jaaxal ak lu ko jaaxalu sax presque mënoo koo xam doo ko xam c'est vrai loo ko jaaxal ak jaaxal lu ko jaaxalu doo ko mën a xam moom lépp da ko maîtriser ba téye ko waaw mais force tranquille la woon waaw merci force tranquille la woon mais amoon na jikko boo xamante ni yombul parce que man bi mu formé école de lutte bi waxtaan ak ñëpp jël lépp yëpp teg seen loxo du la laaj sax ngeen toll du la laaj sax la ala affaire yi nu mu demee nga koy rendre compte nii déedéet yow des fois yaa ngi ñëw jëkk baa nga ñëw ni ko lii ak lii mais du la laaj dara mais nag aussi xam na ñi mu dénk
xam na ñi mu dénk mooy ñan parce que ñoo nekk depuis xale ba léegi ñoo nekk. kon xam na ñi mu dénk mooy ñan. ñoo ñan mais Gouye Gui dama gis ni nga différent ak Mor yow booy bëri nga xam ne ak ni ngay mel ak Mor ni mu calmé daawul ñëw naan la defal nànk ak yaa ngi bëgg a ëpp la. non moom man dama xamoon sama champion moom ci moom laa ko xamee parce que moom école bi dañu daan nekk ay 300 personnes boobu ngay dum boobu miinante guñu baax mais boo amoon ay champion yu fi nekkoon ñoom Lay Wade ñoom 50 Cent nii ñoom Sa Kajoor ñoom ñëpp man maa gën a nekk ci suuf mais man la ci seppi ma taxaw ci digg bi mu may defloo ay liggéey wala muy dóor ay gauche droite sama biir bi man yaa quelque chose kii li tax nit ñi bari mu may xëcc kii am na lu gis ci man ak Sarsara mii tey bu ma daan dem di yóbbu dem mbapat tey nit ñi naan ma kii du mbër dama daan togg sax nit ñi duñ ko lekk may jooy. sarax yi ay pour dem war a bëri mbapat. kenn du lekk kenn duñ dem. parce que gëmunu la du ma mbër. boobu sama turandoo bee xaari mbay lay àndal. kaayu bolo. ñu dem bu ma demee jël drapeau ñoom ñu ni non dafa am fu muy defaroo drapeau. ma ñëw ci Mor Fadam ma ne ko. Gouye Gui bu ñu daj waay. non si ma ñëw ma ne ko man damay bëre man lan la su ma toggee añ pour nit ñi ñu war a waaj duñ dem lu tax mais course gi lay jël. ku jot ak moom yaa ko tooñ dina la lakk wàlliwu la. wàlliwu booy wax moom du la faale loolu man maa fu njëkk a wax. waaw ñu dem ci biir suñuy Mame Gor Diouf ambulance di bëre su ma taxawee ci pour ñu war a ñaa jox tiset boobu dama bëggul tiset nag. waaw bu ma ko solee naaju tàng yi noonu laa ko jëlee yóbbu carawa. baagante wala blouson mais dañ may teggi. duñ la jox duñ may teggi tey su ma dañ may teggi. kii du mbër waay bu leen. déggoo ne ma dañuy ñëw ba yor teggi ma jooy ci oto ba sonn dem ñibbi. su ma ñëwee ci école bi ay détails quoi mais man comme que man gëm naa sama bopp te gëm naa li koy joxe mooy doole ak gëm-gëm ak ñaari waajur te benn bis doon naa bëre cana ba bërantu ñu tere ma fi benn bëre sama papa ne ma non bàyyil ma fi bëree ci dëkk bi nga dem utul ma ay millions te ma xam li yàlla wax ci waajur man gëmu naa dinaa ko nekk. léegi bi ñëwee ba ci biir ma ñëw ci école bi nag commencé def ay détails yu ndaw commencé bëre mbapat yu ndawaan di ko tënk quoi sam ñu mën géewaay ma leen daan dugg école bi Balla Gaye école it Balla Gaye. jaar nga fa 17 personnes mbapat. ah mbapat waaw. mbapat. mu dama ko daan àjjuma daan ko dimanche te moo tëwoon ci géewaay. boobu jamono boobu dafa nii la Modou Lo. mooy temps bi ngay simp. bi may jamono bi may simp jamono moo la téye noo tal ma simp la mais ak détail quoi léegi ma xam ne nag léegi Mor Fadam xam na ni kii champion lay nekk léegi nag ci laay doog a toog di waxtaan ak moom mu may jël de ma teg lu met ak ñi nekk ci école bi ñoom ngay lu ñi ci mën a jàpp man boobu ci la am confiance. dinaa ñëwaat parce que dinañ ñëw ci écurie du moment ak écurie Mor Fadam Alaaji Papa Dieng man damay lay génne ci écurie bi verdict bi CNG joxe. Lac de Guiers daan na Boy Niang. ban commentaire nga ciy def. commentaire bi may ci def rek mooy ànd ci ndax comme li nga wax sànq ñun mën nañu def reportage mais duñu àtte. du sax suñu cër. ñun dañuy nettali rek la ñu gis. mais comme que mbir bi dafa am coow Lac de Guiers nit daan naa Boy Niang nit daan naa ñoom ñëpp ñu def recours xam naa si le CNG nag seet visionner peut-être image yi. joxe verdict. te verdict saa yi ñu ko joxe ñëpp mënuñu ci ànd. pour les fortes raisons verdict boo xam ne dañu ko joxe après recours. gis nañ ni bëri bu jaxasoo la. bëri la boo xam ne même bu ci verdict amee ñi nga xam ne ñoo ko doon àtte xëy na déggoowuñ ci moo tax sax mu demee noonu. ñu préféré yóbbu ko CNG. li gën a sage mooy ñoom ñi nga xam ni ñoo joxe verdict bi ñoom normalement. bu fekkee raison am na ñoom ñoo ko war a expliquer. mais comme que peut-être loolu wax nañ ko manager yi nga xam ni ñoo yore ñaari mbër yi. ku ci nekk mu am lu ñu la wax avant muy génn ci presse bi. xëy na am na ay raison yoo xam ni wax nañ ko. buñ ci xëy na buñ ci jotee nañ ci gën a waxtaan mais pour le moment. dañuy ànd ci verdict bi CNG bi def parce que saa yu defee verdict saa yu joxee verdict nit ñi de gré ou de force. dañ ciy ànd man li ma ci mën a wax rek mooy wala ma bàyyi ba Moustapha. bismillah non allez-y Moustapha comme man li ma ci mën a wax rek mooy bu dee défaite am déll am na. Lac de Guiers moom daanuwul. ci bëri bi waaw ci bëri bi bu dee dañuy waxtaan rek. Lac de Guiers moom daanuwul. daanu day am Boy Niang moo mën a daan wala daanuwul. mais Lac de Guiers gisuma ci man fu mu daanu.
donc yow li nga bëgg wax mooy bu ñu joxul Lac de Guiers victoire. match mënuñu ko jox défaite. non mënuñu ko jox défaite non Lac de Guiers il est inadmissible pour ñu jox ko défaite. man gisuma wax na ko ci làmb ji sax ni moo daan. loolu mënul am Lac de Guiers kenn mënu koo jox défaite ci boobu combat man loolu mooy sama man na xam nga man damay wax sama xalaat. non bien sûr. waaw man moom ñëpp xam non nañu. bien sûr damay wax ni ma gisee. Moustapha. Bécaye ñëpp wax seen xalaat. c'est dommage nag talaata ji passé comme ni ko xalaat Papa Dieng waxee mënuñu woon xuus ci biir. voilà ndax lu dem tribunal ñu koy àtte. mënoo tëj ka ñu àtte fekk ña ko war a tëjaguñ ko. léegi nag leer na. naan ñi que ne Lac de Guiers numéro 2 moo daan Boy Niang. je pense que image ko gis li nga xam ne Lac de Guiers numéro 2 moo daan Boy Niang man ce qui m'étonne un peu mooy lu tax Boy Niang def recours. parce que Boy quoi qu'il en soit. non parce que ñoom pour ñoom Lac de Guiers def na Lac de Guiers numéro 2 benn loxo ndaje mu ci ngemb li ba fu combat bi commencé ba fu mu jeexee. donc mun a am benn loxo ci ngemb ba pare di am 4 appuis c'est pas possible. donc li am res moom mooy dañu war a wax ne ñaari xale yi dañu war a remercier encourager leen ci état physique bi ñu nekk bëri bi ñu bëri. xam nga lamb âge Bécaye métti na méttiwaay boo xamante ne wàccaay bi guddaay boo xamante ne man su ma toogee ci lamb gis ñaari mbër di bëri état physique laa njëkk a xool nit ñi rey nañ seen bopp dee nañu. li ki des nag moom mooy sabab lu yàlla jox kenn ki ndam li et ce jour là nag yàlla mi nga xamante ne mooy may ndam may na ma Lac de Guiers numéro 2 mais ca bis ba homologué wuñ ko. tey jii homologué nañ ko je pense que ne leer na nañ Lac de Guiers am na ndam mais nag il faut dire que ne Lac de Guiers na tamit bokk na ci mbër yi gën a sonn ci arène bi. côté résultat. waaw Lac de Guiers 2 bu machine la ñu jox ko défaite. Lac de Guiers 2 bu ñu dee sanctionné mbër moom moo ci ëppale. Lac de Guiers 2 tous les malheurs yi nga xamante ne dafay retrouver ci mbër dafay ñëw ci moom et alors que c'est un Sénégal comme les autres bu defee combat sans verdict tout ce qui est mal dafay tourner ci Lac de Guiers numéro 2 et alors que c'est pas ça c'est un lutteur nag c'est un excellent lutteur. loolu gars yi foog ñu reconnaître ko un lutteur boo xam ne benn défaite la am encore cette défaite là reste à contester. ba pare ay moroom yëpp mu daan leen premier grand champion war nañ ko mën a quand même jox benn gëddëw ay mënul bëree dafay arrêté day daw non c'est faux. yaa xam judoka nga yaa xam kàttan nga côté sport de combat bu gisee Lac de Guiers di bëri di nga am appréciation ci moom c'est malheureux nag nit ñi bokkuñu nit ñi bëri style yi dañoo wuute ñii dañoo njaxlaf ñii gaaw ñii agressif ñii offensif ñii di toog bañ defet bay daan mais Lac de Guiers numéro 2 il a autant de combats ay 2 machines la ci am benn defet bu tàq suuf yi ki dafa daan non defet bu tàq suuf bi defet la quand même. defet on est d'accord waaw ñu d'accord. oui d'accord mais Bécaye analyse boo koy def. yow nga am sa xalaat ma am sama xalaat ñeent am sa xalaat sur 100 personnes. dina am ñuy nangoo ñu dul nangoo loolu nag Sénégal dafa xaw a jafe. parce que analyse. ak décortiquer. gan la Sénégal. comme que gan la Sénégal nag. surtout lamb gan la ci lamb souvent nit ñi dañ ci am problème Tafa da nga naan gan la ci lamb. loolu laa bëggoon wax lamb. waaw lamb da nga ci am problème Bécaye nit ñi la Bécaye li wax du noonu. non guddeeg bëccëg. mais les images sont là. kenn du ko commenter. ñun ñëpp ñoo ko gisandoo. les chutes sont là malheureusement nag Bécaye war nañu revoiraat réforme arbitrage parce que lamb war na passé ci ay mbër di rëpp ci ay benn oom bu sukku benn hanche benn nangam te mu war a leer nañ parce que tam cosaan bi dafa baaxoo xaaj Bécaye ñu doon na ko suñuy maam yaakaar naa ne Pape Dieng ak yow fekk ngeen ay combat yu ñuy jiitu ñun ñëpp ba ci man ba ci suuf ay 4 appuis mosuñu koy homologué 3 appuis conc bu tegu taq bu suuf avertissement il y a trop de choses yoo xamante ne dafay indisposé mbër yi te loolu moo indi blocage lamb ji Hadj Bécaye loolu foog ñu réformer affaire arbitrage nekkuñu en lutte olympique nous sommes en lutte sénégalaise doon suñu cosaan parce que là le règlement du CNG dañ ko basé ci lutte olympique te loolu du yoon ñoom dañu am seen bëri ay tubaab di sol daal ak ay short di bëri ñun ñoo am suñu bëri def tànku nen ngemb di jàppante ngemb di xëccante di daanante muy am jëlu njaax di am jëlu laam-laame ak jëlu laabaal yi yooyu nag tam bu ñu ko bëggee dindi ci làmb ça day poser tout le temps problème. jërëjëf El Hadj Papa man li may wax Moustapha rek mooy li nga wax ci Lac ni am na qualité yëpp dëgg la mais public bi ak amateurs yi apprécier wuñu ni muy bëree. yow pourquoi appréciation boobu nga xam ne mbër yi dañ koy am ñoom Balla Gaye ay ñoom Gouye Gui ak ñooñu amuñu ko ci Lac te man qualité yi nga wax yëpp gis naa ko ci moom de. appréciation bi ñu amul ci moom yow ban jugement nga ci am. non man li ma balaa Tafa tontu man dafa am lu ma ci wax. c'est vrai que Lac am na système am. mais nag système gagnant la quand même. système la buy gagnant. El Hadj Papa système boo xam ne kenn du la gañ. et puis mais ku ko mënoon a am quoi. waaw mais xam nga làmb tamit dafa am étoffe ndax bu ñu nee champion étoffe a tax. bërikat la de. waaw bërikat la de bu naqaree daan la. waaw mais amateur xam lu muy bëgg. kay wuti victoire. waaw ki koy jëli. voilà waaw loolu dëgg la. loolu dëgg ci sport yëpp nag kii wuti victoire ak ki koy ak kii bañ defet
bu ñu amee problème bu ñuy àttee dañuy may ndam ki nga xam ni mooy wuti. ndax mooy jël risque. ah non même chute bu amee ki déclenché bu jaxasoo amee ki déclenché la ñuy jox victoire souvent Tafa. Bécaye. ñu continuer balaa ñoo. ñëw ci jël fi ñu wutee mooy. am ñu offensif. am ñu audacieux. am ñu spectacle. am ñoo xamante ne Lac de Guiers numéro 2 dafa nekk ci mbër yoo xamante ne mbër bu bañ defet la. mbër bu nay la ci biir bëre. du la may salaamaaleykum te loo ko may mu jël ko. donc façon bëre du fi jeex du fi xaaj pas bien si daan nga ay Samba Diaw. Souleymane Diaw Sa Ndiamb. plein de leaders yoo xam ne ku nekk ak sa façon. Mohamed Ndiaye Robert Diouf lu métti na fëkk si ñaar tànk daw la Double Less na xës si ñaar ngemb contre la. mais am na ci mbër yoo xamante ne dañu spectaculaire. dañuy bëgg di mboot di bras à la volée di fàq di animé wu. ñëpp nag mënuñu mel noonu. waaye kii daal ni mel man de bëggoon naa am mbër bu mel ni Lac de Guiers numéro 2. waaw di daal. te kenn du la daan loolu moom la ñëpp di seet. waaw parce que depuis 2005 mu dugg ci lamb ji ba léegi benn yoon la ci daanu Eumeu Sène moo ko daan c'est-à-dire boo déggee ñu naan jël ba leerul mooy bi Eumeu Sène di daan boppam laal na suuf. looloo tax ñuy wax mais booba Eumeu moo ëmb. moo déclenché moo def action moo daan. loolu la quoi mais jël bi Eumeu moo daan mais le fait que boppam laal suuf moo indi jaxasoo boo xamante am na ci mais léegi mbokk yi dañuy continuer balaa ñoo ñëwaat ci écurie Mor Fadam dañuy dem ci jël bu njëkk bi Pape Thiam la ak Thiatou Yoff Moustapha beneen problème encore amaat eh oui combat bi parce que combat bi xaw naa jaxasoo. c'est vrai que Pape Thiam a daan mais ci deuxième action la daan premier. jël bu ndaw ak jël bu mag. boo xoolee image yi gis ne jël bu ndaw bi Pape Thiam moo ko Thiatou Yoff moo ko daal jël bu mag bi continuité la ki nga xamante ne moom mooy Pape Thiam moo ko am mais ba tey dañuy respecter les amateurs respecter la décision de l'arbitre respecter aussi le CNG ci li ñuy joxe jël kii di Pape Thiam mais bu ñu suivre image yi dinañ gis ne jëlu laabaal yi la ba tey rek. mooy jëlu coow te dafa war a jóge nag wax dëgg yàlla. waaw Pape Thiam seen wàllu càmmuñ jiital tànku càmmuñam Thiatou Yoff seen wàllu ndeyjoor jiital tànku ndeyjooram un combat éclair mais riche d'enseignement quand même ñaari mbër yi taxaw jàkkaarloo di xoolante arbitre bi siffle ba génn seen diggante rek nag combat bi daw na cuub ñuy leewtoo ah Pape Thiam bëgg a déclencher Thiatou Yoff bëgg a ubbi le rideau voilà xaaj Bécaye waaw gis nga ne Pape Thiam bi mu taxawee da ngay lire ci visage yu Pape Thiam que ne dafa bëgg a riñaani kii nga xamante ne mooy Thiatou Yoff ndax sëgg boobu mu sëgg noonu. Thiatou Yoff tamit xaaj Bécaye ñëw bëgg a dem dóor si droite gauche mu jaar ca loxo ba nag di ko songi moom Pape Thiam donc Pape Thiam day wane fii ne moom dafa bëri si xeex siwul. Thiatou Yoff dafa bëgg commencer xeex pour continuer bëri ñaari nattango quand même. ñu dem l'action bi nga xamante ne moo mën a action bi c'est waaw. tonton Mag foofu waroon nga ko indiwaat. bëri bi na am coow. waaw. tonton Mag waaw. il faut que ñu ñëwaat ci chute bi de ak li tax ñu war a décortiquer làmb bi. waaw il faut ñu ñëwaat ci xool parce que voilà foofu foo taxawee taxawal nu foofu waaye taxawal nu foofu ralentiral nu ko tuuti parce que foofu. sinon Bécaye on revient ci commencement yi parce que li c'est important. waaw mu ngi noonu. ñëwaat ci commencement wu combat bi laa ñu ngi ci ralenti ak dernière chute bi donc première chute bi échappé nañu war nañ mën a waat dellu soit ci le début du combat. filaire voilà. du boobu de Pape Thiam jàppale nu mu tuddati. moom mi ngi ci guy gi Vieux Mag indil nu Pape Thiam Thiatou Yoff. waaw tonton Mag mi ngi nii waaw non mais ci écran wu Moustapha Gueye nga koy indi. non on a compris Tafa yaa ko war a piloter yow. on a compris oui. Moustapha la non, bien sûr. banda boobu la. je vais revenir sur le combat encore. voilà. indil nu foofu. Les actions ont commencé. Il y a du flou. Voilà. Pape Thiam
adversaire bi di ko dóor si mu wàcc nekk en garde di ko waaj a pénétrer moom ki nga xam ne alors bi mu wàccee di ko bëtt moom ki nga xamante ne mooy Pape Thiam bëtt na ko di ko plaqué ji nag daw di taf jël loxo ndeyjooram moom Pape Thiam taf ko ci tànku càmmoñu ki nga xamante ne mooy Caatu Yoof ba pare nag nga gis ne Caatu Yoof intercepté na ko di ko waaj a ngàll mboot ba pare nag Pape Thiam nag dëbb na ko sol laal na ko plaqué na ko mais Caatu Yoof intercepté na épaule bi. waaw c'est important biceps bi pour war ko mun a mboot parce que mbir bu ñu intercepté fii bu ñu la xëccee dañuy wañaar ba pare nag mu crocheté ko ci kaw maanaam crocheté na ko yóotu na biceps ba ma ngay def dugg mboot. moom kii nga xamante ne. voilà maintenant ñaari bëri dem nañ suuf jógaat ñaari bëri bi ñu demee suuf nag gis ngeen ne dañ dem ñëw ñëpp seen ay appui jaxas tànk waaw diggante óom ba ci ngemb li lu ci laal suuf yow perte nga sa combat loolu moo nekk nag gars yi ci règlement CNG bi créé wu ma ko Bécaye Mbaye créé wu ma ko le règlement dit chute ventrue mooy chute bi nga xamante ne sa óom ba ci sa naq ba ci sa takkukaay ngemb lu ki laal suuf perte nga sa combat bu dee ci wetu ndajoor bi jëm ba ci kaw lu ki laal suuf perte nga sa combat bu dee ci ginnaaw tànk bi lu ki laal suuf ba ci kaw perte nga sa combat te fii nag gis nañ ne Pape Thiam ginnaaw bu mu ànd ak partenaire am daanu dafa jóg pooju càmmoñam bi takk rip ak suuf ba ci óom bi ba tey action bañ nekkoon Caatu Yoff crocheté ko ci kaw tëgg ko mboot ngi jël saat ko fii encore action bi commencé woon moo ñëwaat encore mbokk téléspectateur ñu dem alors léegi nag Pape Thiam ceinture na ko nag imposé ko bii moom jël bu leer la. bii moom jël bu leer la kon jël bu ndaw ak jël bu mag day am ci làmb nag xool ma lii waaw jóg nañu Pape Thiam ceinture ko carrément modd ko carrément def ci son va-tout ba tey Caatu Yoff bëgg a mboot waaye ceinture baa metti ceinture baa metti dang yéeg ci kawam yéeg ci kawam ah mbokk téléspectateurs yi yoon def ñu may ñu ne Papa Thiam bu Géejawaay daan na Caatu Yoff jël bu set wecc bu amul benn werante mais Caatu Yoff déposé na recours waaw ñu maandu ca yem ca xaar ba ñu àtte leen ñu ñëwaat def ko ni ñuy def ci diggante kii nga xamante ne mooy Boy Niang ak ki nga xamante ne mooy Lac de Guiers numéro 2 mais bu dee am na lu ma lay laaj dafa am loo wax léegi ci chute bi commencé ci cuisse ci genou ba ci ngemb kon bu ñu xoolee Boy Niang jëlam loolu moo ko waral parce que gis nañ ni ci ginnaaw tànk bi toogukaay bi li ko dalee ci cuisse genou bi ba ci kaw ci ngemb bi takk na suuf ok loolu tamit mën nañ ci waxaat tey ginnaaw bi lépp leeree mais nag dañu gis ne dañu dégg ne ki nga xamante ne mooy Lac de Guiers numéro 2 bu ñu def recours 4 appuis la demande recours. 4 appuis te 4 appuis boobu lañ ko joxe ndam. donc nag dañuy gis ne kon ba tey loolu ba tey dañuy gis ne Boy Niang quoi qu'il en soit man li ma gisoon ci chute man sax gisuma woon 4 appuis man. yow toog hanche laa gisoon pas toog Boy Niang ba léegi toogul. mais quand même li tànku waa ji taqe nii. côté droite bi nii dafa clair que ne Boy Niang bu mu jógee cuisse droite bi. takk na cuisse droite bi cuisse gauche bi takk na. mais 4 appuis bi sax moom rëcc na gisuma ko. moo tax fu mu mës a wax dama naan. li ñu naan chute hanche mooy pooju Boy Niang bi takk na lépp ak suuf donc même chose boobu moo ñëwaat fii ci diggante Pape Thiam ak ki nga xamante ne. moom mooy Caatu Yoff ko ëmbale ko ci 4 appuis donc yëpp ay possibilités la yu am ci biir combat bi. ci biir combat bi jërëjëf Moustapha mbokk yi kon ñu ñëw ci l'écurie du moment tonton Mag tey moo fi mënu fi wuutu ki nga xamante ni moo di maawo ñu koy ñaanal labbayka laahumma labbayka la sharika laka labbayka wala ñu dem ci li ci net bi kon da ngay def nii parce que kon ñu xool li ci net bi te dellu si waat. maa gis nga sol mooy Sénégal. waaw c'est mon ami c'est mon frère. mais noo gisee defetu gaynde yi. défaite bi daal lu ma xamal la benn affaire bii bi Sénégal la jóge
looy wax ni maa la wax loolu bii nawetaan la kon bii bi dafa jël vol dem ba bii bitu nawetaan la dafa jël vol gis nga jour bi dóor bal bi jouru naar bi muy dóor bal bi pour moom bal bi duggul ndax gëmewu ko bii bi kenn xamul bii lu muy nuru bii nawetaan fii la bii bi jógee ñuy yàq ñoo ko def ñu nekk Sénégal yoo xam bëgguñu Sénégal ñu mbubboo Sénégal te bëgguñu Sénégal coupe bi Sénégal moo ko moomoon gars yi ñoo ñu yàqal waaye coupe bi fii la jëm si woon Sénégal. mais liir loo bëgg a wax foofu. li ma bëgg a wax bii bu nawetaan la gis nga Sénégal fii su ñii di gas ñii di suul dafa am ñoo xam ne ñoo ngi toog xoolal jëluñu seen doom mbaa jëluñu seen jarbaat comprendre nga benn wala ñu nekkoon ci biir équipe bi ñu wàcce leen bëgguñu équipe bi dem suñu sañoon coupe bi di ñëw te saa entraîneur bi doomu Sénégal la Aliou Cissé doomu Sénégal la li ñuy jëlee ay tubaab di ko fay ay millions ñu fay ko Aliou Cissé mu dukkaat ci Sénégal benn la Matar Ba ministre des sports gàcce ngalaama fédération bi gàcce ngalaama président gàcce ngalaama. ñuy wax ñu tas fédération bi loolu la ñu wax. waaye ban tas. waaye yow xool gis nga kuy dàq mu jëm ci àll ba sa dëkk tëgul. Modou Lo wa ngi noonu jàkkaarloog Eumeu Sène yor sunguf di ko brousu maa ngi dégg ñoom Papis di ko wax ay wax waaye Modou ngi ree rek gaañ a ngi koy wax li ñu koy wax waaye ñoom ñaar a ngi ree rek ndeysaan Eumeu Sène a ngi ree rek Bamba malgré ñoom Serigne Ndiaye ngi koy wax li ñu koy wax ñoom Papis waaye waxul dara ay bi combat bëgg naa ko man buur combat bu neex lay doon combat du ko gën a neex xoola ma seen xoola Bamba ma seen li mu concentré woo jërëjëf yaakaar naa ne li ci net baa ngi noonu Lirou Diane ñu jaar ci say kaddu ñu remercier la jeunesse sénégalaise une jeunesse saine bu responsable parce que bu ñu xoolee ajjuma avant ñuy football xale yaa ngi ci mbedd mi coloré vert jaune rouge partout tout ça c'est la jeunesse El Hadj Papa Dieng dafa ma fekk muy jógee dëju Ousmane Tanor Dieng may ñibbi mais alkaati yi nga xam ne ñoom étudiants yi daaw nu laale ñu ngay kaf kontaan pour préparer le match nga gis leen ni ñuy café ni ñuy fecce ci seen biir mu neex sport rek ko man xam nga loolu dafa neex et puis jeune réew mi supporter partout foo dem écran géant yi ñu seetaan ko et puis mu jeex ñëpp dem ñibbi kenn xeexul kenn xulowul kenn def fa dara loolu tamit vraiment responsabilité bi nga xam ne jeunesse bi am na ko loolu nag mooy ngeen war di gën di booloo ci lu mu mën a doon ci réew mi ngeen booloo bu ngeen booloowee lu ngeen xëccoo rek di ngeen ko mën a am leneen li mu di face à face léegi Alaaji Papa Dieng balaa maa ñëw ci Moustapha Alaaji Papa Dieng face à face yi combat la bu njëkkoon comme face à face dañ daan costume sañse damay fàttali ko Moustapha Gueye Tyson danoo sol ak Moustapha yi sol yëre Yékini Tyson c'est la bonne manière Yékini Tyson ñu costume léegi bëri dañuy ngembu bu ñuy ñëw ci face à face indi galaaj puis ni ñu gëmee mystique est-ce que daf maa jaaxal loolu lan la loolu manque de confiance la rek de part et d'autre da naa la galaaj ku koy gëm mooy ku jaaxle boo jaaxle da ngay gëm galaaj am na mais jarul exhiber mais quand même mais ku ci nekk da nga koy indi pour tiitale ko sa morom pour jéem a dox ci xelam pour pour mu tiit mbaa mu jaaxle te boo seetloo comme li ma la expliqué Moustapha Gueye mii bu daan bëri saa yu daanoo bouteille yu bëree ko daaneel bouteille yu bëri baaxul da lay réeral doo xam li ngay bëree lu nañ bind da lay jaxase waaye keroog Modou Lo bi muy bëree ak Balla Gaye wala Bombardier la mu indi ci matériel mystique dafa ëpp il n'a même pas eu le temps de se consacrer mais 1000 bouteilles da nga kaa mën a sangoo parce que làmb ji boo ci ñëwee am na moment boo xam ne xalaatal ki ngay bëreel lu mu indi ak nu muy demee ak bëri bi nu muy demee nit da nga koy jàng buy dox di dem ak di ñëw ngeen di dajee foofu da nga ko war a jàng xool ndax kii indi na état ndax indi na confiance kooku ci kanam nga koy xamee kii bët mais topp ci galaaj yi ngay dem ak sabar yi boo ko toppee bëri bi doo xam nu mu demee Moustapha waaw léegi li am léegi ci signature contrat parce que keroog damaa gis mu am seen ak Modou Lo ñaar kii yor na yet woo xamante ni ak benn mais Bécaye au début sax Modou Lo def loolu première daje ba ama seen mu indi kii sol ko mais Modou Lo traitement rek la indi mais bu mujj bi dafa wuti sëru rabal Modou Lo dafa wuti sëru rabal moom it dafa wuti sëru rabal donc enjeu bi waaw moo gën a yéeg Tafa waaw Bécaye xam nga tamit mbër yi léegi booy xool benn combat dañ koy bëri 5 combats bu ñu la nee def signature de contrat ou face à face 4 fois bu ki nekk dañ koy defal ngemb spécial
la ngay raxasoo sa loxo la ngay sëlmu pour xool waa ji la ngay takk la nga koy joxoñ la ngay yor bëri nga benn combat nga répété ko 4 fois boobu ko lak combat ba nga bëri ci dimanche moo tax ñu naan perte naa ci combat bi 100 millions lañ ma fay perte naa ci 75 millions. mais Tapha plateau télévision dañ ciy sotti gàllaaj mais pourquoi. borom télévision yi nag ñoo war a lànk fa di ko sotti gàllaaj. oui mais en plus Bécaye xam nga dañu war a gën a waxaat mooy attente sur temps bi ñu def ci biir enceinte pour sotti ko gàllaaj. pour sotti ko xoolal keroog Lac de Guiers ak Boy Niang ils ont fait plus d'une heure de temps. ci 9 heures lañ bëri. waaw xoolal keroog ban je pense que 21 heures. li gën a sage foofu Bécaye mooy le CNG doit dire léegi nag biir géew bi kenn du indi nangam. dañuy jël cin indi fa dañuy jël keesu petax indi fa. non kër yëpp yoo xamante ne c'est interdit. li ci kër yëpp ñëw na ci géew léegi la ñuy déménager indi ko ci biir géew bi te loolu bu njëkk da ngaa yor sa cumbukaay kay yi leer na fa ngay taxaw sotte ko fa ngay takk fa ngay defee sa tegtal yëpp bu at bi wootee ci biir géew bi nga ñëw yor sa ñetti butéel ñaari butéel te butéel yooyu sax du nekk sotte ko bu njëkk raayoo la woon yi ñuy ko dugalal boo dóoree mu daanu diwal sa kanam boo xoolee mu gëlëm diwal say tànk daf mu xar ta la nekk gaynde ay ñaar ñetti butéel ñaar du tee kay ànd ak yow moo koy téye ci loxo ba jox la ko nga diwoo ko taxaw bëre ji du tee da ngay daan baa ñu daan la mais léegi dañuy déménager cumukaay bi waaw yóbbu ci indi ko ci biir géew ba ay saako la di sotti pendant 1 heure de temps mu coûté leen chaque minute coûté leen 10 000 francs 10 000 francs te jaral na boole leen ko ko avant gis nga Boy Niang Lac de Guiers numéro 2 avant ñuy bëri rek kii nañ leen avertir nañ leen avertir nañ ça compte dafa joué sottante ay ci combat bi sunguf donc bu xale yi ñoo war a am xel xam ne yàllaa fi ne ok ñaan am na sa teekol sa soow tojal sa njaq takkal sa lépp mais Moustapha am nga temps def ko. ah doo daan sax tu as le temps. tu as le temps de faire doo daan mukk nag te demoo songi bërëm bi dama bëgg rek ngeen xam ban combat fi am bi Sénégal day am ba léegi ñaari mbir yi xoolante waaja séeréer rek kii ne këpp ki suuf amul fenn il faut les faits il faut que lutteurs aussi di gëm le palpable li ngay laal di ko gis li ngay laal di ko daj ak li ngay xool di ko gis am na benn xale bu ñëw ci làmb ji keroog maa ngi ko seetaan ak Modou Mbaye notre fils mu daanu di sàkk ko dimbali parce que dafa tukki woon taxaw ci télé bi 3 heures de temps pour am oto ngelaw li dugg ko looloo ko sonal waaw déjà dem na fa xam nga jox nañ ko ñaan sangu na takk na ñëw na mais teewul daan nañ ko donc il faut mu gëm ne moom mbër mu ndaw la lañ koy fay di 100 000 francs CFA munu cee ngembu takk ca waaja yeew ko ca lekk ca naan ca daan ca déedéet da ngay entraîner rek nekk un jeune lutteur mooy yaay yóbbu sa bopp mbër sa yaay mooy dem ci jàll ba ca gannaaw pas jàll bindal la téere góor gi gas sama jóge bi jóge ngaay mexe yor daara ci koñ bi mais mbër yëpp noonu lañu démarré ay benn butéel ñaari non léegi demeetul noonu mais à la longue 250 000 bouteilles ci biir géew bi yëpp léegi dañuy indi boxaaba yi et puis beneen affaire li ngeen di def et puis beneen affaire am na ay genre boxaaba yu ñu indi ci làmb yi ñuy ñàngal di soo seeni mbër yëpp daan nañ leen nga dugg ci réseaux sociaux yi itam Bécaye Mbaye nga dugg réseaux sociaux yi gis itam gars yi ñëwee yàlla na ma yàlla jigéen ngeen baal màq lu nañu wax ko bu subaa mu nekk safaan damay gis benn waay ci mbër yeeg lu nañu koy def damay gis affaire bi c'est affaire d'entraînement la à fond la caisse à fond technique waaw savoir faire plein de choses mooy tax nga nekk champion guy gi gëm nga gàllaaj yooyu merci waaw avant tout maa ngi félicité Lac de Guiers ci victoire am bi parce que dañ doon déglu CNG mooy suñu kilifa di encouragé Boy Niang di ko wax démérité wul da doon examen jàllul na dem seetiwaat leneen félicité ko comme ni ma ko waxee ci plateau bi mën na jaar ci yow wala mu ñëwaat non comme li ma wax rek man moom maa ngi fi pour tout mais nag xam nga loolu mooy làmb gëm nga gàllaaj Lac de Guiers takk jabar samedi ñu joxante fa rendez-vous ñëpp di ko félicité Lac de Guiers day takk jabar waaw samedi waaw day takk yaa jabar annoncé loolu waaw yaa ci gën tege wuy ma gëm nga gàllaaj yow bari yow da ngay xam man gàllaaj rek laa gëm ah oui gàllaaj rek laa gëm kon na la ko. gisoo keroog bi Alaaji Papa Dieng naan yegg si na bi muy bëreeg ne li war de keroog bul xam nu mu toll loolu boo ko tegee sax sareet du dem. mais est-ce que yooyu tax ngay daan. loolu man li tax ma koy def man dama bëri adversaire du sama adversaire bi rek mais bu doon mbër mi rek la loolu bu ma ko takkee xanaa du bëri. yeneen adversaire yi dafa bëri tey ñi nga daan wala ñi nga xam tey oto bi nga yor du leen neex wala ñi nga xam tey ni nga débuté du leen neex wala tey ni nga ñëwee rek 2008 2009 nga génn ñëw nga tekki ñi dem gas sul takk ak yooyu mais bu doon ma adversaire man bëri naa ko wax sax ñaanlu ma da ngay dem ba ci bu ñàkk fa mu ñaanlu da ngay ñaanlu de pour loolu ko anti ñëw bi ngay baare anti noon bi waaw bu ñëwati waaw mais dama ko gëm mais nag musuma def nit ku may bëreel sax nas mi ngi may dégg du ma bàyyi ma fenn du ma ñëw ci sëriñ bi ma ne ko diw def ko nangam bu ma gàllaaj jàpp rek laay wax dañu mujj sax dañu may mere. ak da nga am ndam. voilà bu ma gàllaaj jàpp parce que ñu musal ci bëri. parce que doy na sax day dem ba ci biir dañu kii dafa naaw. doy na mais du loolu parce que doomu aadama loo ko defee bis dina ñëw mu nekk sa kaw. te man góoma la ko. man yéenewul lu bon man su ma la daanee sax dinaa toog encouragé la soo ma daanee dinaa la encouragé loolu mooy àdduna. président maa ngi lay nuyu Pape joxal ma président.
président tur bi nga fàttali ñu. Pathé Sylla. Pathé Sylla la. Pathé Sylla la sant. Pathé Sylla ki créé kii bi Mor Fadam Wade. waaw foofu neexoon na trop. Pathé ginnaaw buñ la nuyoo écurie bi ñu ngi nii xale yëpp a ngi nii Ngëye ngi nii Pape Mbaye kilifa yaa ngi nii toog naka la kër gi demee. waaw di sant yàlla rek di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp di nuyu sama yaay bi nekk Italie di faju di ko ñaanal yàlla na wér may ko wér. yàlla na wér ak sama maam yëpp. waa écurie bi daal comme ni nga ko gisee rek comme li Guy gi wax léegi man supporter am laa woon doon supporter moom mi ak mbaytin Tafa Ndiaye sama xarit bii nii moo doon supporter Pambaay. bon léegi nag chaque jour dañuy toog di waxtaan ci làmb di waxtaan léegi chaque jour yi dem école di seetaani entraînement di topp boy yi ba benn instant père woo ñu jox ñu affaire bi. père nag du ma ci wax lu bari ndax sama papa yii ñoom ñoo fekk ay jamonoom. ku mel ni père Gam bi nga xam ni. dem mi ngi dugal benn photo comme am ak père Tafa Gueye mu yor benn xar. ma nga ca woon moom mi ngi ci woon. xam naa moo yeewoon Tafa. waaw mais daal écurie bi daal ñun daal wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey parce que papa bi avant muy dem wax dëgg yàlla teg na ko ci loxo secrétaire général bi père Djili Wade te moom père Djili nekk nañ lu yàgg te man tamit 3 ans laa fi defagum. mais daal gis naa ni lépp daal ci mën nañu sax ci loxo Père Djili la nekkoon. moom moo géré lépp yàlla dogal na bi muy dem fexe na ba Père Djili am licence manager am écurie bi instant bi dañuy jox suñu papa nag di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana. mais xale yi ñu ngi jaar ci yoon mi ngi tegu ci. li fi Mor bàyyi woon. xale yi bon moom xam nga école de lutte moom comme école la dañuy jàngale. chaque jour day am ñuy def ay fautes ngay rectifier. doo ci taayal. chaque jour ay fautes day am. parce que ñun jaar nañ ci école te xam na li ci école. école moom noonu la fa demee te mbëri dafay nekk boo yoo xam ni da ngay xool am na ci boo yoo xam ne fa ñuy jógee mooy sori quoi du ñu am base. dañuy jógee fu méttee métti ñii ay bànn la ñuy nekk ñu récupérer leen ñi nekk yeneen affaire ñu récupérer leen. moo tax pour ñu complet mel comme champion bii nii dafay laaj temps bu bari. waaw parce que bu ñëpp meloon ni moom bon affaire yi day yomb parce que moom léegi il est responsable dem na ci àdduna fu ne. gis na lu ne. kon léegi moom xam na li mu nekk nii lan la. mais nag am na ci ñoo xam ne benn combat rek la ñuy am. mais dañuy yaakaar ne fi mu ne ñoom ñooy. egg nañu ñoom moom école bi. waaw bon nag ñi ngi ñaanal ñëpp tamit. waaw ñi ngi ñaanal ñëpp rek ku ci nekk ñi ko bëgg yàlla defal leen ci jàmm daal. waaw bu nu Pape nga jël micro bi Pape Baye moom mooy porte parole normalement ndax mooy géwalu écurie bi bu ma joomul. te yàgg na ci. Pape naka nga gisee xale yi ak góorgóorlu gi ñu ci wax ndaxte Pape Mbaye bi mooy turandoo Pape Mbaye mbër. mooy moom lañ ko moom tur wi la jël di ko bëree. da nga daan bëre. Bécaye maa ngi lay nuyu bu baax sant yàlla bu baax di wax rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli di nuyu El Hadj Pape Dieng di nuyu champion. di nuyu téléspectateurs yi bala may wax dara rek comme ni ñu ko waxee di ñaanal suñu grand frère Mor Fadam. yàlla na xippee Barzakh Seydina Mohamed yàlla na yàlla teg loxo ci njaboot gi. di nuyu tête de file bi soo ko tuddee rek tudd nga ñëpp. Guy gi. man maa ko tuddee Guy gi yooyu sax après la mais kii daal li ma laaj mooy naka leen gisee école bi. mais loolu ci la yaa ko tuddee Guy gi. maa ko tuddee lu tax dama léppam sama loxo la jaar. yàlla nga tuddee ko Guy gi te tuur yëpp ne fi. ba mu ko tuddee dafa dew dem cene ba. dem wax ko yaayam ñëw ni ma sama yaay nee na Guy gi baax na. waaw tuddewul loon Guy gi après Ndiaga Sarr bi ngay dégg nii grand Ndiaga Sarr. moo jëkk a bañ mais du na ko siiwal. waaw ak tamu coomam. kii lu ma am li mu wax lii lépp dëgg la. li mu naan gëmul gàllaaj day wax rek. non moom nee na gëm na gàllaaj. waaw mais c'est-à-dire li muy wax naan ay dañoo ànd dama la bëgg a jox benn anecdote dañoo ànd dem drapeau Souleymane Ndéné Ndiaye. ngeen ngi deew mu dem fàtte fi lépp. waaw fàtte fi ngemb li fàtte fi biteel yi fàtte fi lépp. jël oto diggu ci bus bi dem ànd ak mbëri man ma jël cette place dem fekk ko fa. bi ñu toogee ba 3 heures man ko jógal heure bi jot na. muy war a ji korog Ousa Sow moo bëree grand combat bi ak Mamadou Diouf Sokas. waaw Mamadou Diouf Sokas. korog Ousa daf ko téye ñëw. 3 heures jot man ko jugal tàkk mu jug xëppoo ndox pare ñëw xëcc saak bi gisul dara mu xëcc beneen gisul dara mu woo ci xale kenn ni ko demal ca bis ba nga xoolal ma sama bagage walaa ko bàyyi xale bi dem xool ni ko nekku fa mu ñàkk tooy xip ñu woote Dakar fii ñu ne ko affaire bàyyi nii sa biir da nga wàcc ngembaleeg bu teel yaag lépp fi la ko wàcc ma bàyyi ko ba mu toog man ko su fekkente ni lii nga yaakaar ni moo lay yóbbu tey ba nga mën a am teraanga ci làmb ci sooy boobu nga tekki sa ngem parce que booba remontée morale rek moo ci des bien sûr. ma nekk psychologue ci kawam di wax ak moom ba ñu dem ma jël sama xaalis jox borom kër ga mu takk sare dem jëndal ko ngemb man ko jëndal ko telle couleur def la ma ca man benn xale bu newoon ci groupe bi moo tekki benn ndombo kese mu takk ko ñu dem koro bi ñu ñëwee ba taxaw ci biir géew bi
Mor Fara ni ma toogal ci banc bi mais comme lamb bi àll bi di géew bi ak kii ba day sore ci mikaay la bi ma ñëwee ci biir géew bi ñuy taxaw arbitre yaa ngi naan ma gaawal ma naan ko est-ce que xam nga Matar mun ma xam naa ko xam nga luy bëri mun ma day ñëw ma kon sàmmal seetaan mun ma waaw gaa yaa ngi may dàq rek bi ma génnee ba ñu ubbi barrière bi ma génnee ba ñu lonk barrière bi ma tegee benn pas 1 2 rek ma dégg waaw ma geesu gis la ñoom ñaar ñoom ñu jubilé guy gi di yëkkati loxoom kay yëkkati loxoom boobu Malick Thiandoum muy RTS ma ànd ak moom ñu dem ci plateau bi mais bi ma xoolee chute bi xam naa ni guy gi bi muy daf ko busulu wax na dëgg ak dafa soufflé rek ñoom boo temps bu gis guy gi da nga naan tànk yi baaxul mu daw ni ko cappit guy gi di ko jàllale daal di toog kii samp bopp bi jàll ma xool chute bi ni ko nañ def recours parce que boobu man li ma ci def mooy colmater rek defaraat xam naa ni daanu na te xam naa ni mi ngi bëri mais new fi nekk fi yàlla def ñuy dox di dox maa ngi moom ba tey kii je le connais très bien lu mu am ci làmb jooma ma fulam moo ko ça c'est vrai loolu moom billaahi wallaahi wa loolu kenn du ko werante moom guy gi moom kenn du daf ko werante bëgg ngay am na combat bu ci ko combat ba ma leexal dama ko ne boo toogee ba vendredi joroo avance doo ko bëre mun ma d'accord xam nga kañ la jël avance samedi ak am solo kii macha jërëjëf allah ngay bu ñu xoolee écurie bi ci boppam ak xale yi ci nekk est-ce que seen palmarès sati am ngeen ci mbégte ci xale yi bëri yu nu bëri ak ndam yu nu am par rapport fa ngeen séntu woon écurie bi ak fi mu yegg si tey. waaw xam nga man vraiment booy fi ñu toll kontaan naa si trop ñoom ñaata la booy au moins war nañu mat ay 50 ans. 50 waaw ay 50 mais nag. ay yan ñaata kilo dafa tegloo quoi. waaw voilà da kilo yi dañuy tegloo quoi catégorie par catégorie. ki ci gën a tuuti loo ban taille à peu près nga. xool borom kap bële bébé guy gi. lële. moom lan lu mu tudd. mi ngi ci bébé guy gi mi ngi ci 7 combats. waaw. mi ngi ci 7 combats ci arène. waaw. ah bon kii moo ma gën a wex. kii nii. waaw ay kii maa daanoogul de. kii ñeme naa. daanoogul. kii moo ma gën a wex. waaw xam nga aussi. waaw boo xoolee Pambaay. waaw kenn publicité tu ko. ah. xaaral mi ngi ne. non papa. yow sa xam nga mënuma laa wax sa mbër la mais sa waay la. waay man damaa bëri mbër man Pape Mbaye laaj Pape Mbaye anamu. mi ngi ne lee. Pape Mbaye nga ne lee. ah. waaw. ana Mor Fadam si ñoom. moo bëree barki dem yëkkati sa loxo. waaw voilà caméraman yi daf leen di jël. ak waxtaan mi ngi ne lee. waaw. ana ñamaan 2. ñamaan 2 waxtaan mi ngi noonu. Jombaan ñëwul. Njambaan ñëwul. waxtaan mi ngi noonu. ah champion da ak kan booy bi nu mu tuddati. Wextaan waaw. Wextaan a ngi nii. Wextaan a ngi noonu. bëri. ana doomu Mor Fadam bi aussi. mi ngi ne caatu Fadam. yëkkati sa loxo doomu Mor Fadam. mooy caatu Fadam. jógal taxaw taw bi dafa taw bi jógal taxaw. jógal taxaw voilà non. mi ngi noonu gis nga. taxawaay baax na macha allah. waaw taxawaay du yéen bu tuuti liggéey fekkal toll ni sa baay waaw foog mu fees quoi del ah. mais yéen a fi indee bu jigéen ku jigéen ki kan la. ah oui doomu Mor Fadam la. non kii doomu Mor Fadam la kii mooy doomu Saaka Joor. kële mooy doomu Saaka Joor. ah bon keneen kële. mais kii doomu Mor Fadam la. ah d'accord mais dun kële doomu Saaka Joor la. ay mbërëz ngeen les mbërëz. mbërëz ndeysaan. waaw mais c'est la famille ah gis nga ñi ngay gis ñii fii yëpp. kii fi fefti moo toog nii quoi. moo toog xoolal nii gis nga ñi ngay gis nii. kële mooy John Sina gémmiñu koñ bi ñëpp ay mbër lañ. ana John Sina. ñoo bokk John benn Sina koñ. moo nekk ne borom bopp bu gudd ba la. ok oui. John Sina kee mooy Tigo mais ñëpp ay mbër lañ. Tigo ban Tigo xaritu yaayam. perturbé voilà Tigo moom wàlla John nekk mais Sina. champion la. gis nga bokkul ak Tigo xaritu yaayam de non. mais booy boo gisee sax ñu non non defee ko bokkul nii. Tigo xaritu yaayam fële la nekk moom Pikine la nekk Falaye Balde. xale bu mën a bëree ah si si si. boo gisee ñu defee ko nii sax booy. kii mooy Sal Sari. waaw mën naa la Sal Sari sama adjoint la. moom ci entraîneur yi la Mao Diouf en même temps mi ngi ne. mais dun mooy kooku nga tiima que le grand bële moom gis naa ko ci équipe bu dul benn du ñaar. moom mooy waaw yëkkati loxo mooy Garakor Moustapha Niass. waaw voilà. waaw non Moustapha Niass moom écurie Mor Fadam ñoo ko géré quoi. am na Mor Fadam la woon Saaka Joor. mais xëy yow na yaa fi tudd ay yow bu fi tuddi xeer. koo wax koo woo. koo woo. dañuy grand yu baax nag vraiment ñii. ñun man. mais non yow il faut ma la Gouye Gui lan moo la dugal ci làmb laa bëggoon a xam sax yow au juste est-ce que yow. non làmb non làmb. man dama ko foyee. dama ko foyee man la woon Baye Mor Gora Ndiaye ñu koy foyee mais bu ma ñëwee Dakar fii am na ku ñuy wax Eumeu Sène Mor Baye. Mor Ba Eumeu Sène numéro 2. bu Thiès bu mën a bëri tañee Thiès. dama ko fekk Pikine. saf xorom. mën a bëre mën a fecc. dama ko fekk Pikine boo mën naa ngi naan man kii mën naa koo taal. mooy suba tel baara ñu may dégg sama au passage magu Tafa ñu jël benn vidéo bu ndaw. comme yéen def ci meew yëngaloo mais jamono sedd la.
ak sa guñ sax baara xëpp moo ko ma ne ko damay conseillé man ñëw biir daal mu ne ma non dama bëgg nga weex tàll ma ne ko non ba ma nee naa ko daal ma ñëw fa làmb ji amul am ku ñuy wax Fils Dioum Fils Dioum mbër la quoi Fils Dioum maa ngi fàttaliku Fils Dioum ma bëreeg moom ci mbappat foofu maa ngi fàttaliku Fils Dioum Ameroun oui ñu ngi fàttaliku Fils Dioum kii bu gàtt ak Boga bu gàtt man daan ko foofu noonu oh waaw yow yaa ngi may fàttali lamb ci boobu Lamine Koor am na ku wax Lamine Koor sax bëri woon na fa Lamine Koor mais boobu dama ko doon foyee ana Mansour ma ñëw nag bi ma ñëwee sama combat dëgg-dëgg bi ma njëkk a bëre ñetti téeméer la saaka yor moo ma ko fayoon fan la saaka yor me foo ko bëre foofu sama koñ non arène ban combat nga fi njëkk a bëre jëlal micro bi waaw sama combat bi ma njëkk a bëre maak kii la jaagar yaa ko rapport ci laa ñëwee commencé kii nga ne ma ñaata at nga am man la ñaar fukki at ak benn sama promotion bokk nga ci lu bëri soog suur dama koy wax am na solo waaw après ma xam nga defaat beneen combat nga ñëw nga am loo ci tegal comme li ma wax rek comme ni gars yi wax naan pa Bécaye tudd ma yàlla ma loolu waaw jël ma direct moom moo ko génne waaw ak samay français ak samay fossette ak sama ñëw jaagar ak gëm li ma doon imposé la te mu dëggu ci man léeg-léeg nga làkk ma ne ma français ma la noo jotagul français bu naturel rek la ñuy làkk loolu mooy àdduna ak boole koog li may def nit ñi bëgg ko Sénégal apprécier mais bu doon appréciation Sénégal apprécié wuñu kon man du ma ci avancé mais appréciation Sénégal ñu apprécié moo tax man mu dugg ci ak di ko def di leen bëggal mais bu ma leeroon ni tey ji appréciation bi moom apprécié wuñu damay tubaab yi woowu na la fi woon pour nga ñëw ñu waxtaan ak yow ci wàllu français non maa ngi jàng maa ngi jàng ba maa ngi institut français am naa ñaari diplôme fi noonu génn na institut français moom mii lañ woo boobu maa ngi États-Unis waaw après ñu waat ma maag Lamine Samba ñoo mujj ànd man maa ngi jàng fi doon am naa ñaari diplôme fi doon ni am na lu rëy luñ ma war a fat moo tax ci wax baaxul ABCD mën nga ko ah bien sûr Bécaye dépassé naa foofu demal na ko non loolu boo ko waxee loolu ABCD billaahi dépassé naa foofu Bécaye non dépassé woo foofu naa la teg si benn message léegi fii ma toog nii ah bon non Bécaye dépassé naa yëpp foofu français oui oui billaahi dépassé naa mais foofu Bécaye dafa am lu ñuy wax ci mbër mbër dañ ne da ngay mën a bëre saf xorom bari bayre te kii duma di daan loolu dafa dal guy gi parce que mbër non seulement bëre bi ngay bëre dóorante ba jàppante ba daan bi mais da ngay am jàmm ba pare mën a bëggal amateur yi mais mbër du bëre daan sol sa costume sa cravate taxaw ne nii munoo bàkku munoo fecc munoo animé munoo reeloo amateur bu njëkk mbër noonu la woon da ngay mën a fàcc mën a bàkku mën a bëre nekk poète mën a bàkku yooyu te guy gi bu dugg see kii laa ma di nga xam ne mbër moo dugg si mbër ñëw te da am na ay gars yu naan ci gars yi géwélement parlant nee nañ làmb mbër poom dof la saa boo yoree bokkatoo ci donc moo tax ñu naan mbër dof la am nag ñu naan ci beneen wàll ga mbër buur la waaw mbër parce que buur moo daan jël doomam samp ci digg bi ne ku mën ci dëkk bi jël ñuy daanante ba ka jël drapeau ba ñu jël buur jël soxnaam jël doomam maye mu jël yóbbu këram parce que mbër jàmbaar buur la non li muy wax nii sax même tuuti rek li muy wax nii sax damay indi benn anecdote bu gàtt rek ci combat la de guerre bi man Pikine sax laa dëkk fa laa defee lépp dem mais combat bi passé nii war na ne man ci làmb laa bokk ak Pikine laa dëkk bi ma wàccee di bàkku si kenn ku ne xam ne Lac de Guiers Boy Niang mu ëpp lu mu dugal ci supporter ka Lac de Guiers mais ñëpp àndandoo bi may fecc man ak Sa Thiès di ma tàccoo ñëpp àndandoo apprécier di ma ñëpp àndoo di ma tàccoo kon li mu wax nii rek laay war a dëggal drapeau Sélta bi ma ñëwee damaa bàyyi ba ñëpp dugg am na boy boo xam day doog a bëree dugg dëgg ma bàkko yooyu mu defe ne moom làmb ji ma wan ko ginnaaw tourné mais man bi làmb ji jógee pour man am na champion bu nekk sama ginnaaw moo tax ñu jóg ma xool gisuma kenn nekk dañoo kon man li kii di wax rek laay dëggal ne làmb su ma ci duggisee am na benn caractère wala benn bët bu ñu xool boo xam ni moo tax je n'ai pas droit erreur je n'ai pas droit erreur pour l'instant je n'ai pas droit erreur waaye c'est ça booy boobu kan la non man booy bi dama ko xam moom yaay tam Tapha Gueye am na booy bu waxal ne xam nga. waaw loolu si c'est normal. non man dama sax ba dóor ma épaule mais. alaaj Papa Dieng loolu épaule. guy gi man li ma ciy man teg malal laa ko tegoon mais du malal ma xool muy cari cari ma ne ko xam nga ni bëre barki dem yor état bii man ma ba ma gëj a entraîné nga dóor ma ne këcc taxaw bi laay war ngaa seeral sa bopp. ay détails xam nga rek. alaaj Papa waaw man daf may fàttali keroog. man xam nga lu ma la bëgg a laaj alaaj Papa dafa am Tapha Gueye wax ci mbër dafa wax bayre nangam mais pour man xale yi balaa ngaa duggati ci làmb li nga jëkk a wut mooy bayre ñi am bayre ñooy bëre. waaw mais léegi xale yu mën a bëre. mu nekk ci làmb ji ëpp fi doole du nu bëre parce que amuñu bayre. dañu daanul jëli yu bari. bu jëli yu bëree. Bécaye yi tamit Modou Lo lu ko gën a mooy dafa bëre 14 combats daanul 15e mbal la daanu. oui. waaw loolu dëgg la. oui. 14 combats yi mu daan moo tax mu siiw.
guy gi keroog bi mu doon di bëri ak Balla Gaye daf doon bëri ci biir combat ba yaa ngi koy fàttaliku ca face à face bi ñu doon def. ak Baye Mandione. mu ni leen yow Baye Mandione ak Modou Lo fi ngeen toll laa bëgg toll te bu neexee yàlla dinaa fa egsi fàtte nga wax jooju nga wax. parce que li ngeen bëgg laa bëgg fi ngeen egsi laa bëgg egsi te yéen ñaar dama teg ci yéen bët tôt ou tard dinaa leen fekk si fa ngeen nekk préparé leen maa ngi ñëw. le 28 loolu incha allah moo koy def. le 28 dinaa dem de ndax samay dernier combat yëpp ñi ma bëreel dama leen may sens kon defe naa ñoom tamit il est temps pour ñu gesu ma. le 28 incha allah dinaa dem bu soobee. di nga ñëw ca làmb. non mënul ñàkk. da ngay samp ci digg bi. waaw balaa bi sifflé man dinaa wane sama bopp dañ xam ne guy gi ñëw na. ndax ñoom ñaar soxla nga leen. parce que mënu xam nga non mënuñu mën a bëri. dëgg la non lamb su jaaroon fa mu waroon jaar guy gi dina bëri ñëw. mooy li Alaaji Papa joxoon rek accident bi day accident. yàgg na bien sûr. parce que lamb ji tam Moustapha mënuñu ko yemale ci ñeenti nit ci juróomi nit. dafa am lu ma bëgg a wax. lamb ji du pour ñaar rek. damay dellu si ci Alaaji Papa Dieng wax dëgg léegi. gis nga adduna bi buñ la dee sang bayre te boo demee lamb ja daanoo doo am dara. gis nga victoire yu man bari dama fee gis ay xale yoo xam ne yegg nañu niveau yoo xam ne pour man seen tour victoire yu bari ñu génn waaye bëre ba bu ñu demee ca biir rek bëre ba néewu fa. voilà merci Bécaye gis nga victoire yu bari moo indi bayre bu gaaw dëgg la daanaat xoolal coow li topp la ñu yàgg la coow. merci c'est clair. coow la topp loolu mooy wax ci Pape joxal na 50 parce que 50 tamit 50 dana la gëj a dégg lan la. Bécaye dama bëggoon fàttali mbokk téléspectateur ne ngay lu muy di wax. waaw sama génération la moo ma jiitu tuuti ci làmb. waaw bëkkante na ci mbapat yi. mu doon waa yu mën a bëree. trop sax. arène bi aussi def na ci ay preuve am. àll bi aussi def na ci ay preuve am. dëgg la donc day baax trop façon yu mel nii soo cheminé ak ñoom. dafa ñoom carrière xëy na seen carrière bokkul. ci ay dimension. mais bu ñu toogee nga ràññeet leen xam ne ñii ay Moustapha Guèye ak ay Dégol Baye kii ak ay Mansour Diop ak ñooñu ñëpp ñooy ñu xaw a mag tuuti ci làmb mais ay preuve yu leer nag lañ def ci biir arène sénégalaise bi. mais yow ñooñu ñoo la mag. ñu si ñoom a jiitu foofu ñoom la jiitu. ok waaw xam nga damay ñëw ci li Moustapha Guèye wax léegi xam nga nit bu waxee aussi da nga koy rafetal dëggal ko moom ñoo bëree noo mbapat bëri nañu mbapat Pape Diop si Pikine man ak moom waaw ku daal. Iba Mar fii non waxuma bëri nañu dafa ne xam nga loolu su ma ci duggee sax day indi yeneen détail su ma waxee loolu mën naa ci wax de mais loolu jërul ma di ci amul benn problème. lu waay war a da koy wax lamb yi ñu suñu ginnaaw gis nga mbapat boobu ñu bëree man ak moom mbapat boobu ñu bëree ak moom man ak moom coowul kese la moom lañ jox victoire saa Kajoor moo doon arbitré combat moom moo ma daanoon sax déjà dama lay expliqué loolu réalité de la moom moo ma daanoon ba ñu demee ba lamb ja passé yaa ngi dégg après booba xamante wu ma woon ak saa Kajoor léegi ñu xamante mu ni ma sa combat ak Moustapha Guèye mbapatu Pape Diop ndeysaan booba jël ba na mu demee yaa daan Moustapha Guèye mais booba Moustapha Guèye lañu gën a xam moo tax ma jox ba tey man yaa daan yaa ngi dégg Moustapha Guèye mii Moustapha Guèye ñëw ma ñëw rek Moustapha Guèye wàcc na isat Iba Mar jël ndëndam rayal ko ba tey sambul ndënd mi dafa tegaat tegal dina yéeg ci kaw yéegaat ci kaw Guèye ba Guèye jërëjëf et 50 lan la waaye li may lamb waay gars yi lamb neex te loolu yëpp lamb la woon lii doo ngay lamb merci Guèye yow 50 foo ne waaw man maa ngi leen di nuyu. 50 Cent ndeysaan nuyu téléspectateurs yi. waaw 50 mi ngi fi parce que. moom 50 ci début 2S yi la. waaw 2S yi yow tam début. waaw man xam nga ñu bëri nañu mën dàkkanteel sax bi may door a génn di daan nga may woowee mbëru jalgati xibaar. ba gars yi di ma wax mbëru Bécaye. waaw mais tamit loo gis si àdduna da ngay nekk si dara am ngëm-ngëm bi am lépp. mais manque sens tamit dafay am. waaw te tamit temps bi. du la xaar. tey jii bokk naa si mbëri nga xam am naa talent am naa lépp. bi ma ñëwee def li ma war a def yàlla def ma am métier ma gis ne maa ngi dem ci lamb di jël âge te lamb fayu ma. si laa rekki réew ku am combat ma jàppale la di gunge samay xarit ba pare continuer si samay bâtiment yi nga xam ne moom la ma yàlla may. yaa ngi liggéey sa bâtiment waaw maa ngi liggéey. ana Ablaye Wade du ci écrit bi la ne woon. waaw Ablaye Wade fi la nekkoon mais léegi mi ngi Espagne. mi ngi Espagne waaw chaque jour tamit benn message boobu laay lancé. waaw xale yi nga xam ne lamb fayagu leen. nañ dem uti métier. très bien c'est sûr képp ku si dem ba lamb fay la mu foo génn coow li topp la mënutoo jàngi métier mënu def dara nga konne lamb soo demee ba nga xamante ne amoo loo xamante ne la nga doon séntu gisoo ko. nga continuer sa métier sàng sa sutura kenn du la xamal. loolu laay conseillé ñëpp. mais boo yéen ak ñoom sol blouson di tantal lu ci koñ bi rek lañ fi nekk de. waaw parce que xamul tax ku la may ñaaroon jëppi la. waaw loolu lañ fi nekk. bon kon jërëjëf dañuy ñëwaat dinañ ñëwaat dañuy ñëw nag ci li ci jël wala non dañuy xooli publicité. dañuy xool publicité sunu sponsor yi Bisik ak l'écran tonton mag nga baal ma ñu dellu si waat.
mbokk yi baaxoon nañu aussi écurie bu ñu invité leader ba bu ñëwee ñu jël kombaam nag Moustapha Gueye décortiqué ko wax nu ni mu daane ak ni mu bëree dañoo ñëw ci guy gi tey moo fi nekk ñu bëgg Moustapha Gueye nga ñëwal nu ci guy gi bii nag Moustapha ak guy bi fi jóge woon dem États-Unis du benn guy gi bi fi jóge woon dafa naanoon yu kenn xamut lu mu naan mais dafa dem entraîner ji gi ñu avant muy ñibbi si Moustapha adversaire am bi mu ko gisee ci télé bi xam na ni kii bokkul ak guy gi moom signé woon contrat changement complètement moo amoon ci guy gi léegi nag guy gi bii nag ñu bëgg digganteem ak Siteu Moustapha wax nu naka la combat bi demee. ñu may ñu tuuti Bécaye tuuti. waaw le temps mu may nu tuuti ñu fàttali leen le 27 stade Iba Mar Diop am na combat arène nationale am na combat. Ngéwal gi production ma nga stade Iba Mar Diop ma nga fay tëgg Mankaañ ak Arobase mu di drapeau Masata Ndiaye. Masata Ale Ndiaye kooku combat la. beneen combat bi nag drapeau Ngéwal gi famille la ko tudde bi ci des mu tudde ko drapeau Edouard Sène inspecteur principal des impôts et domaines di responsable politique te ndondol loolu mooy li nga xamante ni mooy li am le lendemain nag ci la daj dëpp gi Modou Lo ak Eumeu Sène mu di combat boo xamante ni Modou Lo bu dee moo daan dina daan Eumeu Sène ñaari yoon dina nekk roi des arènes loolu day am bu dee moom moo daan non seulement dina nekk roi des arènes mais dina daan Eumeu Sène ñaari yoon Eumeu Sène bu dee moom moo daan day conserver titre ba pare jël revanche ci Modou Lo yaakaar naa bu dee Moustapha Gueye pare na lépp waaw Alaaji Papa Dieng moo tax combat boobu am na enjeu bu mag. ko bëree mu daan nga bëree ak moom te li ngay bëree moom yaay roi des arènes. enjeu capital. ndax Eumeu risque bi mu jël pour bëre ak Modou Lo moo jaaxal yenn amateurs yi parce que nee naa la Yékini bi mu bëree ak Zallo drapeau chef de l'état ba mu fa jëlee daf fi bàyyi Zallo yàqul ci làmbam dara ba mu génn làmb. waaye nag ku xam Eumeu Sène xam ni ko daan dina fexe ba jël revanche am xelam li ci nekk yëpp mooy tant que daanul Modou Lo bu nekkee roi des arènes sax am na lu des. loolu tamit ba tey ci jom la bokk. ci jom la bokk ndax nit koo bëreel benn yoon mu daan la da ngay xalaat bëreet ak moom daan ko pour ngeen wuti bel. donc Modou Lo mi ngi ci ligne boo xam ni bu ci amee ndam rek day doon roi des arènes c'est que Modou Lo chance bi mu am moo doy waar. moom Modou Lo ci benn combat boobu bu ci daanee dafay nekk roi des arènes. waaw xam lam moo doy waar. waaw mais moo tax roi des arènes bi xaw a doy waar. mais Bécaye ki daan roi bi yaay roi. suy wax la loolu mbay bu ci dellu sax ginnaaw ki daan roi bi yaay roi. yaay roi. waaw guy gi loolu nangu nga. waaw no si. ku yor li ñëpp lu yor. nga daan ko yaa ko nekk. xam nga keroog bi Modou Lo bëree ak Balla Gaye combat ba jeex. ca saasa. ma ne leen pourtant combat Modou Lo ak Eumeu Sène taxaw na. mais dafa yàq lu bari. dafa yàq lu bari parce que nit ñi mënuñu woon comprendre. waaw Balla Gaye daan war a dem bëri ji ak Eumeu Sène. mais boobu Eumeu Sène jot na. wala bu jotul it dégg na loo xamante ne nii. il faut mu bëri te Modou Lo non man kay man maa ko wax. maa ne Abdou Aziz Modou Lo daanu na waaye day bëri jéeg Eumeu Sène te normalement li logique woon nit ñi doon ko xalaat. mooy bu Balla Gaye daane. ñu dem bëri jéeg ak Eumeu Sène. normalement. waaw mais nag y a une chose encore leneen yaakaar naa ne Eumeu Sène bu dee ni moo daan ay bëri tuma ak Balla Gaye nag daf fiy daal di jóge nag. dëgg la complètement baa ñu nangu couronne bi. daf fiy jógee. parce que Balla Gaye moom bañ ko moom ci làmb ji moom il n'est pas question. voilà ndax il fait partie des meilleurs s'il n'est pas le meilleur. kan Balla Gaye. ndax ndaanaan non Balla Gaye ndaanaan la. il fait partie des meilleurs kooku Tamba Bay la comme ni nga koy daan waxee Mbaye Gueye. kaddu moom Moustapha ñu ñëwaat ci guy gi ak Siteu mu nekk li ci jël bi ci l'œil du tigre mbokk yi fii ci TFM. mbokk téléspectateurs yi guy gi mii toog jàkkaarloo ak man fii jàkkaarloo ak man ci écran bi moo fi seen wàllu càmmoñ nekk école du Mor Fadam yàlla ko yàlla yërëm xaare ko àjjana yàlla ko yàlla yërëm xaaj Bécaye Mbaye bu ñu ko waxee rek moom mooy ko dëddu waaw ñun nag yàlla nañu fi yàlla bàyyi nag wax dëgg yàlla ñu toog fi rek di leen ñaanal nag on a encore besoin de rester temps soit peu moo tax nag diggante yi mos a bëre ba pare ba bàyyante bëre seen diggante rafetoo rek moo fa war a am ndax après combat yi day jeex yeneen jeex léppay jeex ñëpp war a rafetoo rek léppay jeex suba ñoom Guy Gi ñoom Modou Lo ñoom Balla Gaye dañuy ànd ñu mayante ay jabar ba mayante ay doom àndante loolu moo fi nekk dara jar fi méttal dara jar fi ñàngal allahu akbar Guy Gi école Mor Fadam le simpi seen wàllu càmmuñ jiital tànku càmmuñam ngembay ngembulu jaune mba di koy ngemboon nag néew na trop ci làmb ji ngembulu mboq comme ni ko président bi toog sole sabadoor bu mboq Siteu
Sarr nekk seen wàllu ndejoor giital tànku caañoo le populaire Siteu. Siteu nag vraiment ce combat là préparé na ko préparation boo xamante ne c'est extraordinaire ah waaye itam guy gi tamit bu leen fàtte ne guy gi ni mel ci yii temps bokkul ak ni meloon ci yële temps moo tax dimbal na ko trop ci combat bii guy gi ñëwaat vraiment revenir indil ñu guy gi ba xamante ne moom lañu tàmmaloon muy jàpp di sepp di bëri gauche droite attaque contact gauche droite attaque contact xooleen premier assaut bi guy gi photographier ko reculer may ko temps guy gi lu mu bëggoon bëre Siteu lu mu bëggoon jaxasoo ko bëtt ko bëreloo ko guy gaa ngi def mëninam voilà bokk téléspectateurs yi fii gis ngeen ginnaaw bi nga xam ne Siteu nag ñëw na droite gauche guy gi reculer li ñu naan distance de sécurité ndax nit kat dafa am lu ñu naan distance de sécurité sooy bëreeg nit kii da nga koy natt te fa mu taxaw ak fa nga taxaw ndax bu demee le dóor si boo delloo ginnaaw day yem rek guy gi reculer benn ñaar ñetti pas xool ko daw wàcc téye ko guy gi lu mu soxla woon mooy jaxasoo ak Siteu dugal gañam guy gi fii da nga di gis ne dugal na loxo càmmoñam ci ngembu ki nga xamante ne mooy Siteu jàpp na loxo ndeyjooram ci ngembu guy gi ba pare nag wàcc di ko xar ngéppen mais Siteu nag bu fekkee dafay bëgg xar ngéppen fii action bi day fausse pourquoi muy fausse moom mooy fekkee da ngay xar ngéppen sa tànk bi nga jiital moom ngay duggee mais contresens de Siteu def pour xar ngéppen du ko mën a réussir ba pare nag guy gi bloqué ko nag le blocage de guy gi c'est important mais xar ngéppen bi daal loxo ba day dugg rek mais guy gi dafay yëlëbu rek loxo bi war a ñëw dañ normalement dugal na bàyyi na Siteu ñaar loxo ci biir rocc dóor guy gi ba léegi dóorul waaye téye loxo càmmuñ ba bokk téléspectateurs yi fii gis ngeen ne Siteu manipulé na guy gi bëtt ko ci pokotaan percé sur les aisselles prise bu parfaite ngi nii maanaam kii di Siteu manipulé na guy gi bougé loo ko bëtt ci pokotaan yi bopp baa ngi nii génn na ci pokotaanu guy gi carrément c'est important ba pare loxo càmmuñu Siteu téye na ci pooj ba parce que yenu tamit bu leen ci fàtte ne yenu mooy jàpp pooj dugal loxo ci bopp pokotaan lii bu ko guy gi defoon tey jii Siteu dina ko buddi ba taxaw loolu lu leer la mais Siteu fii capable woon pour bëri guy parce que guy gi aussi quand même xool loxo ndajoor ba ca kaw guy gi ni mu koy def pour déjouer les prises alors guy gi loxo ba ca kaw da koy dindi dellusiwaat bokk dëpp ko sol ci biir c'est important Siteu ngi manœuvre di bëre mi ngi dépenser beaucoup d'énergie fii ci kaw guy gi mais guy gi nga ko bàyyeeg bëre bi di ko déglu di ko déjouer lu Siteu def guy gi yàq lu Siteu def guy gi yàq xool guy gi Siteu mi ngi manœuvre mi ngi lijjanti pour moom Siteu pour moom guy gi amul condition physique pour moom guy gi nii guy gi naa ma ngay manœuvre guy gi 1000 fois xoolal il pousse maintenant guy gi taxaw rek gérer ko c'est important combat dañ ko gérer xoolal ma lii guy gi wàcc di bëtt Siteu ci pokotaan ya Siteu comprendre ko guy gi génnaat ba tey dugal ñaar loxo moom guy gi Siteu lu tax ngay nangu guy gi di dugal ñaar loxo sa ngemb bu xasee dugal ñaar sa ngemb de say chance du bareeti Siteu il a fait un combat extraordinaire ah xool l'échappée de Gris de xool guy gi ni mu rëccee bàyyi na ko ak boppam xool guy gi bàyyi na Siteu ak boppam complètement Siteu di manœuvrer là ça commence la fatigue de sonné bi day commencé génn xool ma bii jàppante ni mu jekkee ku ne dugal sa loxo ngemb te ñu séddoo li may jàppoo séddoo guy gi di yootu téere ba sa gannaaw mu dagg guy gi dellusiwaat guy gi à chaque fois mu def dara rek réussir dellusiwaat xoolal ma njol-jol ba xoolal gars yi ralenti gars yi li kenn doon ko jàngal njol-jol te ki ngay jol-jol na jol-jol yi gars yi nag mbokk téléspectateurs yi guy gi le roi du simpi nii la bëri ki nga xamante ne mooy le phénomène Siteu bu Lansar daan ko ci digg stade de l'amitié jël bu set wecc bu amul benn wérante. Alaaji Papa Dieng Moustapha Gueye jërëjëf Alaaji Papa Dieng damaa seetlu guy gi souvent xale yi buy bëreek ñoom da leen di bàyyee combat bi muy bëreek Ama Baldé da ko bàyyee combat bi Ama Baldé bëree ba jeexal guy gi xajoo ko mu daanu fii itam mi ngi bàyyi ak Siteu combat système bu gagnant la sa guy gi li ma lay wax gars yi dañ koy teg day def yëfu dof ñu defe ne dof te laa bu jëpp tëgg na muus day dof lu rek dafay bëgg bay bëreek moom nga bañ ko jox benn cër dafa sangoo dof bi mu nax la ci xel waaw ndax xale bi mu ñëwee def ni guy gi état physique bi mu amoon amul état physique bi actuellement waaw mooy li dal Modou Lo ak Balla Gaye rek juger nit ci jaramam erreur passé wul loolu avant surtout ca signature ya ndax day am lu nekk ci biir loo xam ne da koy nëbb
Gouye Gui boo seetloo dafa nëbb boppam bu musul làmb ji ba mu summee ko nit ñi sax jaaxle nañ ci état physique am léegi comme que Siteu dañu dugal ci boppam ni ko Gouye Gui su bëree bi yàggee dina sonn Gouye Gui ñëw ni Siteu day bëre bi ci teg ma coono wante lépp damay récupérer di ko bàyyi muy def action ba sonn ma daan ko noonu la daanee Ama Baldé. noonu la daanee Ama Baldé. dafa am intelligence de lutte. bi mu bàyyi xale bi ba xale bi essoufflé li ma lay wax ñaari nit bu ñuy bëree. ku ci nekk da ngay nooyee boo sonnee rek ki ci des dina ko xam. dina ko comprendre. ndax da ngay nooyee day yokku. mooy nit boo laalanteeg moom rek man ñi ma fi daan ñëpp wala ku ma ci laalantee rek tey bu na doon jox avance am tamit da nga koy teggi ndax xam nga laalante ngeen ba pare bu amee condition xam nga bu amee doole xam nga mais Gouye Gui mu pare rek moom bëri na ci boo yoo xam ne wala mag ñoo xam ne sax bu ñu la jox avance da nga koy teggi Gouye Gui mu pare. Gouye Gui war nañ ko laaj. fan la jaar ak naka la def ba revenir. waaw ci loolu laaj waa kay merci. laaj baa dafa nekkoon Gouye Gui. demoon naa nag jékki-jékki Gouye Gui ba da nga nekkoon Gouye Gui ñëpp di gis Gouye Gui. man am na benn médecin bu ma ne woon la lutte sénégalaise un tubaab le gars de Gouye Gui là son dos ndigg ginnaaw gi. moo koy permettre ak tànk yi mooy tax ku mu song même moo tax une tonne mën na la yëkkati. te kooku borom xam-xam la c'est un expert. dafa am en sport. dafa am tronc. moom dafa xool nit yi yaamu Gouye Gui ne mais après nag Gouye Gui y a un moment donné nag. mu changé kenn xamatul nag ndax Gouye Gui ba ñu fa gisoon la. ak beneen Gouye Gui loolu lan moo ko waraloon ak noo dellusiwaatee. waaw loolu moom dama ciy sant boo. non balaa ngaa sant boo. non loolu laa koy wax li ma ci dékkaatee. waaw dama ci sant boo. waaw dama def États-Unis boobu Abdou Diouf mi ngi fa. dama def États-Unis ñu bokk nekk ci salle bi ñu fayal ma ak Abdou Midina quoi xaalis bari mooy li ma doon naan def naa ci dépassé naa ci xaalis ñu fayal ma entraîneur boo xam ni dina ma mën a dem ak man 3 mois xam bu ñu xasee demee 3 mois rek man professionnel lutte professionnel la quoi man dinaa mën a dem ak sama bopp. mais boo connaît loolu rek day seer ay millions yu bëri ngay déparé mais 3 mois yi ma fayal ma ànd ceeg boo ak grand bira coach boo chaque jour ñu xuloo man ak moom. waaw ndax da lay yee. chaque non 3 séances laay def foofu États-Unis benn mbër du toog ci télé bi naan dina def 2 séances États-Unis man maa fi dugg def fa 3 séances ci télé laay waxee États-Unis dama dem ba mujj gi sac bu verte laa yor dañ naan bu ñu ma gisul dañ naan ndax verte ñëwagul verte sac bu verte bi dama bëgg salle bi 6 heures bu laay njaay di xëy heure boobu jug naa ma ñëw boo di ma teg lu métti bi may doog a dem boo def ma photo ma sol benn yére mu photo ma ndaw sama lexi weex ma furi nga furi boo nante la bàyyi photo bi noonu ñu dem dawal 3 mois boo génn photo bi fekk ñuy nekk si assa di lekk ma xool sama bopp xool biceps si kontaan sama bopp pour l'instant tuuti rek. mooy bi nga ñu envoyé éléments yi. avant man envoyé éléments yi sax ma am na yoo xam ne sax envoyé moo gën parce que dañoo wàññi loxo yi wala ñu bañ a envoyé yooyu parce que bu ñu ko envoyé woon mënoo yàq suñu combat. ah lu ko yàqee booy bi dootul. non waaw booy bi gisee ak ñoom mën nañoo yàq combat yi léegi moo tax ñu envoyé yomb yi wala yu njëkk yi mais biñ ñëwaatee ba ci salle bi ba mu am 4 mois 5 mois 4 mois 5 mois mais su may entraîné ba yàgg boo su ma gisee mu ree wala su ma nee simeekul ma naa kii li mu bëggoon am na ko. li mu bëggoon am te salle bi yëpp bu ma simeekul nañuy toog damay jël 450 kilos. di ko pousse muy toog. waaw non man bi nga yónnee éléments yi ñu jël éléments yi ma jox ko monteur bi mu monté ko war koo jàllale nee naa ko bis boo jàllalee lii. non Karajo ci boppam dana ma non lii yow la wala lu yàgg la. damaa bëgg nga ma ne ko lu yàgg la. way changé kanam parce que loolu tamit loolu Gouye Gui bu daan wax day xiixat. non loo xam nga la ko waral. waaw non xëxee bi sax. lan la woon am repas yi la woon. boo seetloo 2012 booy bëri Ama Baldé daf nga fekkee sama yaay war a saar bi ñu toogee bi ma wax maa ngi xëy loolu suma kii la quoi mais doon naa sonn. non xaar expliqué la. sonn bi pour poids bi ma jëloon. doon naa sonn pour su may dox parce que sama cardio bi mbay au passage di ko ñaan yàlla yóbbu àjjana mënu ma dama doon dem ba dee parce que sama cardio bi dafa xol bi moo gonflé wu quoi. sa xol parce que ni ma doon enseigné protéines yi ak repas yi c'est pas normal. yan repas nga doon lekk. bagaay yamale repas yi foofu repas yi ak protéines yaa ngi dégg mais dama ne man li ma daj États-Unis li ma daj. bëri na mbër yoo xam ne bu ñu ko dajee dañuy bàyyi bëri. mais dama amoon nag koo xam ne moom vraiment Abdou Midina ak Laye Ndiaye Yamou Ndiaye ñu jàppale ma ba xam ne li mu nekkoon sama yaram di ma mën a tenir mottali ma mu ànd ak boo su ma jógee pharmacie bi lu ma manqué rek damay dugg foofu parce que foofu États-Unis bokk ci xoolal da ngay dugg yow ñu xam ne yow lii mën a dal nga naan comprimé man bi ma njëkkee def États-Unis bi ma sangoo damaa rus lavabo bi laa sangoo mais damaa yëbbu
da ngaa yëlbu li ma jël yëbbu yëbbu dama yëbbu labo bi mu ñul kuk may profité di pousse yëbbu bi quoi ngir bañ keneen sangu si kon xam ne ndox moomu tey ndox moomu yaa quelque chose naturel moo tax bi ma ñëw sama tuñ dafa leer nañ ma xes pecc weex tal loolu rek loolu lekk bi lan la woon waa sa jagosit jago si mooy la jagosit mo ñu lay defal jagosit boo xoolee image yi jagosit da li war lekk entraînement waay maa sonn waay non Bécaye man waay damaa sonn Bécaye dama pare combat bi de waaw moo tax bi ma ñëwaatee ndeysaan boo ñàkku ñàkk ki ñaan la ndeysaan mi ngi toog ci plateau bi maa ngi dégg image boobu ñu koy laaj mu leen guy gi bi ma bëriloon ak guy gi bi bokkul mu noonu lay def ku ñàkk ñaan la moo tax ay voix yu bëri bu may jël ci moom référence dama koy des fois sax yàgg dama koo faral mais dafa am benn cofeel boo xam ne ci communication da ko am ci man it mu am ko ci moom mais lu ma mën am combat boobu ak man moo ma ko gënal mais nit tamit du sa baax waaye xaw ma nga wax ko du wàññi ci sa baax dara am ñoo xam ne nga def benn formalité nga ñëw ñu mais Eumeu Sène Modou Lo moom bu nu paree yaa ngi ci taxaw dégg nga li ma wax dimanche ku tar na guy gi ñëwee incha allah estat bu la ko nettal du am sens te waa CNG nan ko may mu samp ta sa loolu dafa baax ci làmb day am samp loolu na ñuy bàyyi sécurité bi na ñuy may mbër yi ñaari mbër yu taxaw benn champion jóge fëre yow ndëndëm samp wala mu taala ko loxo kii parce que loolu dafa toog ci làmb Guèye Loum kaddu bu mujj bi ndaxte ñu ngi ci pandaw bi réalisateur baa ngi may karawaase rek ñun am de toute façon am nañu mbégte ci seen teew bu baax a baax macha allah waaw mais sant yàlla di leen remercier te et puis man dama am lu ma fàtte woon maa ngi lay masawu ak waa ci affaire bi oto bi lakk na de dama taxi rek laay jël taxi rek maa ngi lay ñaata ba fee ci laa ne de Bécaye maa ngi lay masawu di nga may masawu waaw te ma neen ma profité ci loolu ñi ma masawu danoo bari ay millions ngi nit fu la lan may woowee massa sarax bu ne digal nañ ma ko nit ñi xam nga danoo baax lu ne mais sant yàlla la vraiment ngay oto yàllaa ko moom comprendre nga d'accord mais oto garaawul nit ay jënd oto bi rek tàkk na fi kenn masawu leen waaw ñu la masawoo ci yow la yow yaa ko liggéey waaw man ak beneen grand bi ñoo tàkkandoo oto kenn moomu leen man ak beneen grand bi nag xam ne ñoo tàkkandoo oto waaw fële moom otom defar nañ ko am na expert jëndal nañ ko mais xam nga nag yéen yi équilibre des na de di remercier Bécaye yaa nga jox oto oto ba lakk oto la yow waaw sama oto la waaye lakk ñun ñëpp suba la lan suba balaa mardi moo woo ne ma guy gi jox na ma oto incha allah maa la ko wax balaa mardi nga ne ma jox na oto Pape kaddu bu mujj bi te ko def ñaari oto yow sa oto lakkaan nga bëgg fi xam jox ngay bëgg waaw di la remercier di la baal waa di la masawu di remercier Moustapha Gueye parce que chaque fois fu ñu daje rek mu wax ci man lu baax parce que aussi daf ma xam quoi moo tax muy wax ci man yow moom dama lay déglu quoi moom daf may da lay daaneel moom ñëpp lay daaneel Papa Dieng da koy riib dafa yàgg ci affaire yi nag mais xam nga ni man du ma ngaaka yow du ma ànd ak ngaaka daa fekk mu fekkewul nag fu mu nekk dinaa ànd ak ngaaka fu mu nekk nga jëli ko bu nekkoon grand ngaaka yooyu dinaa ko teg fi doo ko déglu sax doo ko déglu bon di deuxièmement di ñaanal sama écurie bi sama boy yi di leen ñaanal réussite waaw fi seen leader bi egg nii champion bi ñoom ñu àgg moo waral ñu romb ko moo waral tey ñu mobiliser booy yëpp parce que ñenn ñi xam nañ leen ba pare ñun di ñaanal ñëpp waaw ñoom Pam ci kaw ci kanam ñu suudewu ñoom gën a booloo waaw xol yi nekk benn wextaan pour li ñu bëgg ñu mën ko am surtout pour l'honneur de Mor Fadam encore Pape kaddu bu mujj bi da ngay wax guy gi muy joxe la xanaa di may nit ñi xaalis di def ay teraanga ak di dimbali nit ñi. yow kenn du laa sa wax non maa ngi moom mi ngi damay woo téléphone ba amee combat ni ma nu may bëree maa ko liñ la jox ma ci mbaa du ma la wax dara depuis loolu woowatuma non man dama koy déglu de man bu dul lii sax dama koy déglu parce que c'est intelligent mooy mais grand Pape kii man ak Médou nag Mansour ñoo ko feeñal dëgg la da daan ñëw ci làmb ji kenn faale wu waaw mais bàyyiwuma leen mais gërëmoonu bàyyiwuma leen gërëmoonu yow mënu maa toog une semaine te woowuma la bàyyi maa yow plateau bi ko njëkkee def ku la njëkk a woo dafa taay ci woo bi bii man la macha allah nga ne man la macha allah loo mën def maa ngi ci bi nga lakkalee dama laa woo ak yeneen lakk yooyu rek nga may woo yow waaw Bécaye comme ni ko suma rakk waxee ngay lum ñu ngi lay massé bu baax di lay ñaanal yal na yàlla may la oto bu baax parce que yow loo am ci làmb rek sa mérite la tu as beaucoup apporté à la lutte sénégalaise seen trio bi itam yal na si yàlla def jàmm xew ah oui di nuyu sama turando
foo moo beral ko loxo parce que man mosuma bëre mais mu xool ma tudde ma boppam maa ngi ñaan yàlla lu mu bëgg ci lambam di dàq ci lambam maa ko tëgg voilà grand technicien man ma waxal maa ngi Mor Fadam moo général muy revanche bi combat bu neex suñu rakk ji itam kii mooy secrétaire général adjoint Gande Ndiaye Gande dañ ko fàtte moom nu mu tudd Gande Ndiaye danoo mënul jox ñëpp ñu rek voilà c'est ça mais moom amul problème moom du wax nag Bécaye fi may jeexalee kii comme ni kii sonn suma carrière kii sonn ko ci kii sonn ko ci ba Tafa Ndiaye mais kii tamit moom passé na su bari na comme ay bëri ak lu Balla Gaye maa yokk su jël avance bi ñëw moom mii ci moom ay détails quoi ak yeneen yoo xam ne tamit da koy dox ci mbapat muy Gande Ndiaye quoi fi may jeexalee rek mooy xale yi nga xam ñoo nekk ci équipe bi dama leen koy ñaan en direct fii ñëpp a ngi may dégg bu ñu Mor Fadam génn àdduna rek ñu ñaawal nanu fexe ba nga xamante nii li fi Mor Fadam bàyyi fexe ba indi fi guy gi def ko muy champion mu jële ko de 0 à héros nanu topp ci gannaaw xam ni yàlla fa'aalun limaa yurid yàlla mooy dogal lu ko neex ñu topp ko góorgóorlu fexe ba flambeau bi du wàcc mukk nag di nuyu waa rajo Convergence FM bi ma bàyyi ko 103.9 yëpp nag jërëjëf yal na leen yàlla may jàmm et puis ñu nuyu Sakho Dior numéro 2 moom tamit ñu koy ñaanal yàlla may ko wér du jóg ndaxte xam na ni mu meloon ak yéen seen waay la woon te nit ku baax la woon loolu tam ñu ngi leen ci gërëm di leen gërëm bu baax parce que déplacement bi gis nañu président waa xanaa 30 secondes rek. waaw Bécaye dañuy ñaanal suñu doom Cheikh Super Jamono dafay bëri le 27. waaw maa ngi koy wax léegi. di wax waa Guédiawaye yëpp ñu génn ñëw jàppale ko arène dafa afta dafa yaatu. te dañoo bëgg mu mobiliser ëpp fa mbooloo ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam li père wax nag dafa télécharge sama maayin loolu laa bëggoon wax comme wax na ko jarul may wax. maa ngi ñaanal waa TFM yëpp jàmm di la ñaanal jàmm suma papa yi yéen di ñaanal ñëpp jàmm. jërëjëf bokk ndey bokk baay école de Mor Fadam dem ci kanam. te day dem ci kanam. bëggee poussé bi nag muy réer parce que papa bi moom ñëpp ne leen wàllu la ku baax la. kooku noonu gaa yëpp ñëw xale yi nañ ñëw ubbi seen xol yi ñu juboo guy gi mi nga xam mooy seen mag moom lañuy forcer mu ñëw par force. moomu ñu. moom dañ koy teg mu ñëw baalu ñëpp àq baal boo yëpp àq ëmb leen. nekk seen mag ñu ànd dem ci kanam liggéey. très bien parce que talent yaa ngi fi. ñu ko dàq bëri foofu ñoo fi nekk. jërëjëf kon ñu ngi leen di gërëm ñëpp Alaaji Papa Dieng kàddu gu mujj bi. man de kàddu gu mujj bi rek Bécaye sànq bi ngay wax ñu génn ci àddina daf ci am ku ñu jige. muy Bill Dieng. Bill Ibrahima Dieng doomu Aram Dieng dafa génn àddina ndeysaan. grand dëgg la tey dirigeant bu mag boobu nga xam ne dirigeant jaraaf la. non Moustapha Guèye mi xam na ko bu baax yow xam na ko. baax a baax waay Bill waay Bill Dieng suñu goro la bilaay dëgg la waaw. Bill suñu goro mooy grand frère Abi Dieng. waaw bien sûr moom Momar Ndiaye. bien sûr. waaw kon baax na. waaw jërëjëf denc nañ ko. déedéet demee nañ koy denc incha allah. addunaa ngi noonu kon li ñu doon wax rek addunaa ngi noonu yàlla na ko yàlla xare àjjana xaritu ñëpp la bëgg ñëpp ni yaayam meloon la mel aji nen nañu koy jaale di jaale waa kër gi yëpp lu mu am bokk ay mbokkam ak ay xarit. waaw ñu ngi lay gërëm Tafa xam naa ne am nga mbetteel encore ci beneen bis beneen leneen a ngi noonu macha allah inaari laay rek ni ko julli di wax rajoxoon Billy Dieng boobu waaw way juróom Adja Aram Dieng musuma bëri combat te ñëw defal man ay tegtalu lébu ca kanamam moom ak ay doomu Billy Dieng ak ay doomu ay sœur ñëpp toute la famille dëgg la am naa lu ma bett trop parce que yëgu ma ko fenn kenn yëgu ko donc suñu jabar tamit madame Ndiaye Abi Dieng lay ndeysaan voilà moo doon càmmiñam moo doon góoram moo doon sax bàyyam moo ko doon taxaw ci lépp moo ko bàyyi waaye nag bu mu fàttali nag ñu ngi ni profité encore di jaawale suñu mag Momar Ndiaye mooy denc ci Abi Dieng nekkoon tamit xaritu grand Billy dëggantaan Billy ku baax la gorom da ko yàlla xale àjjana Billy jeune la toujours non Billy xelu xale rek xale la Lamine Naar daf naan Billy bu nekkoon milliardaire kenn du sonn Bécaye lu mu am jox ko dama bëggoon nag féliciter mon fils waaw El Hadj Madiagne Ndiaye El Hadj Madiagne waaw sama taw bu góor la yàlla dafa dogal kat comme que xale yi dañuy yëngatu di jàng bu ñu góorgóorloo dañ leen di féliciter encore ci dafa am bagam depuis la France alhamdulilah rabbil alamin ñu koy ñaanal gudd fan wér gu yaram mu continuer dans le bon chemin rek ak sama yeneen ñaari doom yi tam yoo xamante ne kenn ki ngi tudd Yacine kenn ki tudd Fallou ñoom tam dañu am seen examen vraiment ñu leen di encourager di dem jox mbokk téléspectateurs yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu guy gi kàddu mujj bi kaddu nguy waaye di nuyu sama mama bi tey encouragé lion yi moo tax mu génn ak man fii tey quoi. ana Codou la am nu mu tuddee ndaw sax. Codou am na jëkkër am naa jabar Codou Bécaye fi nga bëgg a wax waaw d'accord am na jëkkër am naa jabar. Codou la woon de. waaw am na jëkkër am naa jabar mooy tontu bu gaaw bi. waaw yaa ngi dégg di nuyu sama waa famille sama yaay Ware Sarr sama grand Nas Thiama mi may defar rapaay sama grand Mambay xam nga di nuyu grand Mangane Dubaay ak Ali Mané ñoo nuyu bu baax su xarit ku baax. di nuyu ñi nga xam ne vraiment ñooy jàppale guy gi su ma limee damay juum ñi nekk ci plateau bi bàyyiwuma kenn. non ñii bu leen lim waaw su ma limee damay juum sama soxna bébi maa ngi koy nuyu bu baax a baax. nuyu waa États-Unis Gambien sama team bi quoi États-Unis Gambien Laye Ndiaye Abdou Diouf Bo
Abdou Medina Mama Mati di nga xam ne vraiment dañ may bëggee ak Dame Kassé te dara te yàlla moo tax. jërëjëf di nuyu ñëpp. di ñaan ñëpp jàmm di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg te wér saison bi ñu jëm muy nekk saison boo xam ni incha allah dana suba wala déwén lay bële roi bi di wax écurie Mor Faram yëpp. li fi Mor Faram bàyyi comme ni ñu koy waxee bu ñu mënul def 100 moom ñu def maximum minimum 90% yi mu ñëwaat parce que man la fi yàlla teg te awma koo xam ni ibil naa sama porte jox naa ñëpp loxo suma rakk yi suma mag ñi ñu defaraat école bi gën a mën a am résultat bu baax. guy gi merci guy gi merci dafa am loo ci bëggoon a dolli wala c'est bon. li ma ci bëggoon dolli rek moom mooy encourager moom fils Boy Niang. parce que tamit nit ki bu ñu la ko féetelee. da nga koy nangoo féetewoo rek. dëgg la Boy Niang sama doom la. ah non da nga kaa war a féeteloo. maa ko judd ndaanaan la. Boy Niang maa ko ngénte te Boy Niang du tëgg du bëree te non ma papa du may def. ba ci combat la de guerre bii passé. xam nga tamit waxtaan day dafa baax. waaw loolu c'est important ñun dañuy laaj comme Pape Dieng li nga yëkkatee kàddu léegi ne guy gi suy bëri da lay woo laaj sa xalaat. noonu la koy laajee keneen ak keneen guy gi daf may woo dem laaj sama xalaat man tamit. mu ngi nii toog. ba tey ak keneen ak keneen. mais man donc Boy Niang dañ ci encouragé xaaj ba kay. dëgg la Boy Niang dañ ci encouragé. xamal ko ne ko dara xewu fi. dama ne Boy Niang dafa commencé gul sa carrière am. Boy Niang carrière am commencé ma micro guy gi. takku la de guerre mbaa fàtte wala ko. guy gi may màggali ci Boy Niang mi c'est important li mu doon xaaj ba kay. Boy Niang dafay doog a commencé carrière am c'est un jeune lutteur ñi mu daan ñëpp ko mag jiitu ko ci làmb bu ko yàlla mayee cëru mu ñëw feesal arène nationale li ñu koy conseillé mooy mu defaat taxawaayam gën a yokkat entraînement am gën a jàpp ña ko jàppoon mu gën leen a dolli te xam ne mbër dafay daan di daanu barki démb jëlee fi daan guy yi muy toog barki démb jëlee fi daan Sa Thiès tey bu ko nit daanee encore victoire boo xam ne dafa am confusion ñu denc ko ba une semaine doo ko gënwaat dafa ko war a soulager mu xam ne dafa war a gën a góorgóorlu donc Boy Niang sa père Tafa mi ngi lay félicité di félicité sa ay aana sama jabar ju baax jooju sa papa déggoon nag félicité wu ma ko pour mu leer. jërëjëf tonton Mag jërëjëf Mbaye Fall directeur exécutif jërëjëf la TFM caméraman yi xam ngeen di Médoune laa ci gën a miin loolu la yàlla dogal ndax nga xamoon naa ne Médoune di ngeen dajewaat. xamoon naa ni daanu Maawo c'est ma famille di leen gërëm ñoom ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm àdduna ni di gërëm bisik bu baax banque bi nga xamante ni ñu ngi jàppale ci liggéey bi di gërëm l'écran mbokk yi loolu moo nekkoon l'œil du tigre ñun fi jaale dégg ngeen leen àddunaa ngi noonu lii war rek mooy réew mi nanu gën a def nii nanu bokk ndey nanu bokk baay loolu mooy defar réew li koy defar mooy booloo ànd bokk lépp ñi ngi koy tàllal le président de la république yaak ñëpp ngeen bokk réew mi ngeen ànd ngeen juboo ngeen liggéey réew mi jëm ci kanam mbokk yi loolu mooy li nga xamante mooy defar am réew lii defar réew mooy ñëpp ànd ñëpp bokk ndey ñëpp bokk baay may gërëm nag ñi ma wook ñi ma woowul ak Sénégal yëpp maa ngi leen di gërëm ndogalu yàlla te Ndiaga Mbaye dafa am baat bu mu wax Facebook bi yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm li ngeen wax yëpp ñu ngi koy dégg jërë ngeen jëf di gërëm ñi nga xamante ni ñëpp woo nan ma ñi ma woowul ngeen xam ni Ndiaga Mbaye te laay jeexal dafa ni moon yàlla lu mu def noonu la jàmm bu ko xam noppalu ba mardi incha allah. Mbaye Khada dafa jaaz daje nañu Mbaye Khada dafa jaaz laay laay la laa Mbaye Khada jël na ko Mbaye Khada jël na ko laay laay la laa dafa jaaz dër na ko bot lamb suñu cosaan lamb baaxi ko xale yaa ngi noonu di wane seen bopp caak armée bu nu bëree mu neex ndax bëri bàyyi rëy caak dugal na tànk ba caxabal na ko daan na ko gën koo doon bëri làmba ngi Jackson ak sang daje nañu ñoom ñaar sang jël na ko dafay plaqué laay laay la laa
mbër da lay won boppam moo waral ñoom ñaar ñi ngi ci Gackou 2 Petit Niang Gackou 2 Petit Niang yëkkati nanu Petit Niang bañ na dugal na tànk ba bot na ko mbotum biir la mbotum biir mbokk yi làmba ngi nii xale yi bundee bëri dañuy xeex Mama Lamine Bour Sine Mama Lamine xam ngeen ne ndaanaan la Bour Sine bañ na Mama Lamine ña ngay xeex nanu jàppante nanu tàggali ko noonu ñu ngay xeex jàppaat na tànk ba daan na ko Mama Lamine daan na Bour Sine ay Mama Lamine daan na buur lamb suñu cosaan lamb baaxi ko bu xale yi dee bëri dee leen xool ci jàppante ba Bébé Diène Tyson Junior Tyson gin ngi néew Bébé Diène ni mu bëgg nii ay ndeysaan daanaa na ngi bëri Moussa Fallé yi nan la Ordinateur ak Ibrahima Birame Sène ndeysaan Ordinateur la ilaha illallah Ordinateur daan na ko Wuli de ambulance waa xale yi bu ndee bëri day neex xat jëppin na ko daan na ko daan na ko jël bu rëy Wuli daan na ko jël bu rëy mbër dikkal lamb suñu cosaan mbokk yi làmb jaa ngi noonu Reug Reug Gris 2 Reug Reug waay Reug Reug waay daan na jël bu rëy la daan Gris 2 jël bu rëy bëri pire lutte traditionnelle moom la ko daan na ko ci biir bëri waaw